nun way nangilwa sereer radio o ñoxur no sereer fop ɗuɓi seɗɗuk sereer radio o sorki sereer tidiane. Vous écoutez Serer Radio, la voix de la communauté Serer. You are listening to Serer Radio, the voice of the Serer community. Tata gina ngeno khi isa salingolo khum kominne to yakari ae njogoy na numtida. mbokk yi ma ne rajo bu njëkk bu ñu samp fii si Angleterre muy Serer rajo moo leen indil émission bu amul fenn muy premier rajo boo xam ne dafa indi waxtaan woo xam ne si WhatsApp lañ koy defee ba pare teg ko si rajo bi émission bi mu ngi tudd jeetaay bi moom lañ doon xaar fii si Serer rajo. jotaay bi ay animateur ak i animatrice yu professionnel di koy animé fii si Serer rajo bu ñu paree ñu teg ko nag si rajo bi nga xam ne moom moo lëmbee jamono. mooy émission bu neex. kon askan wi xam ngeen ne Serer rajo bàyyee na leen xel Serer rajo seeni rajo la ñuy indi nag ay thèmes yu wuute ay thèmes yu am njëriñ si askan wi kon mbokk yi jàpp leen Serer rajo mooy seen rajo ndax mooy rajo bi ñu tàmm. kon bu ko kenn tardé. salaamaaleykum wa rahmatullah bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziyaar di nuyu bu baax képp koo xamante ni da ngay déglu Serer rajo di nuyu auditeur auditrice ñi nga xamante ni dañoo jël seen temps jox ko Serer rajo pour déglu xel yu sell ak xalaat yu rafet yi nga xamante ni moom mooy jóge ci Serer rajo présente si ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaar di leen ndokkel di leen wax ne leen tey bëggoon nañoo waxtaanee benn poñ muy xeexoo xataraayoo xuloo ak ŋaayoo bi nga xamante ni moom mooy xew ci élection yi nga xamante ni ci la Sénégal toll ba tax ñu ci faat bakkan naka la ñuy mun a def ba ñaax mbooloo mi ñaax mbokk yi xamal leen ne leen élection du pour reyante élection du pour xeex te ñun suñu réew ñëpp dañoo bokk kon lu mu métti 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 bu fekkente ne dëgg ñiy laaj réew mi moom moo leen ñor ñiy laaj réew mi dañoo bëgg a dimbali waa réew mi gisuñu lenn lu war a mun a tax nit ñi di xeex ba ciy gaañante wala ba ciy reyante ndax ci urne yi la ñuy voté te ku ci nekk mun ngaa noppi sax ba ca bés ba nga dem sànnil carte ka nga xamante ni moom ngay sànnil te ñu bàyyi xuloo beeg ŋaayoo beeg xataraayo bi waxuma la nag ba ay nit di ci faatu ñi ci faatu ñu leen di ñaanal suuf sedd seen kaw ñu ngi leen di ñaanal yara xare leen ca arjana fi dawsiya di masaw seeni mbokk di bëgg rek loolu moom mooy li nga xamante ni moom lañ bëgg yéen waa Serer rajo présente yi nga xamante ni xel yu rafet yeeg seen yu sell yi ñu ngi leen ci invité ngeen jox ci seen xalaat di jaajëfal bu baax itam ñi nga xamante ni ñoom ñoo no leen di déglu jërë ngeen jëf ñoo nga jam nuno fogole Serer mi yo mi layti sen mi dak widu menena Serer rajo pour atid débat fa andona e kay mbaro mbaxtanten ino fogole boy mbiya dara ilwe ngidma santa a paax we andona e den def wena nan gilwa Serer rajo ilwe santa den a paax ngidma den auditeur ke fo auditrice ke andona e ka nga jangtan den fop a codna Serer rajo pour nan gilwa wax deug yalla ay yi famosu ke andona e ten def Serer rajo présentes ke be da codda mene na Serer rajo aref mana na layel Angleterre e xaye koy kay mbug na mbaxtanit ten defu ye a ñoqale ne fo pi'ir ponu ke andona ye ten def ke na xewano élection kene bo wiin a ñaka teen xañis den we ñak na teen xañis den in we ñanana den langa yelef took den in we ñanana den roga ɓisa den na mbela ɓuɓala arjana
in way ñaana itam we andoona yee den ndeeɗu baajur den roog a ci'a den xeeñ la da muñitnayo kaaga koy ten i mbugu mbaxtaanit xaye pour mbugo lay teen rek oxu refna cooɗit yiifum pour wax dëgg yàlla nan nene ba jegat yaam koy a refanga ye in fop saax le ka i lay saax le ka i mbugin bo a tax oxu refna in wiye kam laaca saax le o na laaca saax le pour xendan saax le yo nda refe pour yaq saax le kon dara waage xeƴandeer in fop fog i ndefu dara ware waago xeƴandeer in ka andoona yee xana waago tax wiin a ñoxora bo a jeg sax wa andoona yee ka mbarrayo teen kon ndeeb we andoona yee den adu tige i mbug da layoyo fo we andoona yee den ndef we andoona yee den ndef we na ndefa took den pour kene a fañato jeg nuno fogole koy Seereer Radio Presenters nuno fop in way nangilwa nuun oxu refna fata at xalaatum pour kene ba jegat kena atan i mbaganga no an itam ne mbaagna mbi bo jeg ke ne mbaagna mbi bo ta moytuwel oxu refna daal yiifof in weccungang tatagan nangilwan yaam i anda ye oxu ten rek yiif fa garna xana ref ka andoona yee xana waago jiriñ mbooleem oxu andoona yee ka nangilwa Seereer Radio wala mbooleem oxu andoona yee itam ka nangilwa Seereer naa fi yoo xopka ma tam si salaamaaleykum ma Tamsir Diouf maa ngi gërëm waa Seereer Radio yëpp yi nekk si fii nii président yi ak di gërëm yéen déglukat yi listina yi yëpp ak di gërëm Leyti Sène ki nga xam ne mooy président émission bi Leyti Sène maa ngi laa gërëm bu baax waaye di nga topic bi nga indi nag tey moom lu dégg lu doy waar la ni te man kii naka lañ koy teesa di jëm ak moom a seen ay audio démba fanaa démba waaw di ma expliqué lifin naka lifin bi loo xam ne daw yaram loo xam ne moo xew foofu noonu si seen élection yi Sénégal bi foofu noonu li nga ko waxee moom ànd naa si moom te lifin naka lañ ko wéer élection taxul nga nekk di rey sa borom bi sa mbokka wala sa morom bi sénégalais loolu moom lu day waar la lu daw yaram la di doole ñaan rek ñi nga xam ne luus nañ ci seen famille yi kooku ñooñu yan lañ yàlla xare àjjana yàlla naka lañ koy tee sa defal oyofal suuf si seen kaw waaw soo man loolu laay wéfee nagum rek ma wéfee naka nuyu wante mbokk yi suñu déglukat yi ak yéen présenté yu nekk si bokk si panel gi fii nii ak yow mii Leyti Sène bi nga xam ne moom yaay présenté émission bi tey si tey waaw jërëjëf Tamsir jërëjëf comme niñ leen ko waxee ci présentation bi loolu mooy li nga xamante ni tey incha allahu rabbi moom lañ bëgg a waxtaanee ñun nag liñ ci mun a wax rek mooy dañuy lancer appel d'abord à toute la population sénégalaise wala toute la population africaine di leen xamal ne leen il est temps nit ñi yeewu parce que premièrement li tax il est temps nit ñi yeewu ba ngeen dalee dégg élection di am ba léegi ba ngeen dalee dégg ñu naan campagne électorale ba léegi kan moo fi mus a dégg doomu président bi sax sànni nañ ko xeer wala saaga nañ ko doomu président bi doo ko dégg ñi nga xam ne ñoom ñooy dagaan baatu askan wi muy ñi nga xamante ni tey ñoom ñooy opposant yi kan ngeen ci gis koo xamante ni mus nañ ne doomam gor nañ ko jaasi wala doomam dóor nañ ko wala doomam def nañ ko leneen toujours bu ñuy laaj réew mi dañ koy bëgg a laaj ak doomu jàmbur yi bu ñu amee ndam jël seeni doom def leen ay buur kon nañ nit ñi yeewu xam li nga xamante ni moom la ñu bëgg na nit ñi yeewu te xam ne réew mi mun ngaa fal ki nga bëgg a fal te kenn du la ci yuuxu kenn du la ci saaga parce que ku ci nekk da nga am programme boo xamante ni da nga koo présenté da ngay xool programme bu la neex mu doy la nga jóg jàppale ji borom valable pour tout le monde kon na nit ñi yeewu bañati ku leen di sànni xeer wala bañ ku leen di saaga waxatuma la ku leen di rey nañu moytandiku loolu ndax seytaane baaxul te ñi nga xamante nii ñoom ñoo tax ngay seytaane wala ñi nga xamante nii ñoom ñoo tax ngay xeex ñooñu lu ëpp juróom fukki nit ñoom ñoo leen wër bu balu fetel ñëwee seen kaw lay dal bu jaasi ñëwee seen kaw lay dal bu xeer ñëwee seen kaw lay dal te kooku moom moo tax yow ngay daw ba yenn saay lu ne mun la cee fekk kon loolu ak soññe la woon rek pour ñi nga xamante ni maanaam ñoom ñoo ciy faral di loru ñi nga xamante ni maanaam dañ leen ciy faral di faagaagal ak soññe la woon goo xamante ni munuñ ko woon bañ a joxe itam nag ba loolu wéyee
ñi nga xamante ni ba léegi ñoom ñooy laaj baatu askan wi ñoom ñoo mun a apaiser situation rek bi ñoom ñoo mun a apaiser tempérament bi nga xamante ni moom la nit ñi di dox di àndal dama ne laajum réew nekk le président de tous les Sénégalais bokkul ak nga bëgg a comporté wu comme mbërub làmb ngeen di waxante loo xamante ni xëy na pour jaay seen combat la c'est tout à fait différent ku ci nekk na ngay doxee noonu la say askan di doxee ña la topp bu dee dangaa agressif ña la topp dañuy agressif bu dee dangaa bëgg jàmm ci réew mi ña la topp itam dañuy bëgg jàmm ci réew mi ndax comme ñoom ci yow la ñuy xool ba tax ñu topp la da nga war a mun a joxe un très bon exemple di wax waxu responsable di jëf jëfinu responsable nga xamante ni dans ce cas yow ñi la topp yépp comme yow ci yow la ñuy xool ñoom itam dinañ mun a xam ban comportement mooy comportement bi nga xamante ni moom la ñuy yor te bu loolu wéyee nañuy fàttaliku ne lépp loo xamante ni nit def na ko fi boo yaakaaree ne bari nga doole ba kenn mënulaa sanctionné ci àddina itam yàlla moom gëmul nelewul ndax yàlla faalewul élection yàlla faalewul président de la république faalewul opposant faalewul kenn koo xamante ni tooñ nga sa morom kon loolu itam nañ koy sóoraale ndax war nañoo xam ne nag réew mi surtout Sénégal ngëm-ngëm moo fi nekk boo dul julit chrétien nga boo dul chrétien di animiste te amul ci yenn ci ñett yooyu noonu benn ci boo xamante ni digle nañ fa del tooñ sa morom wala bu la neexee tooñal ma Samba wala tooñal ma Demba kon na nit ñi di waslu seen aq di xool seen digganteeg yàlla xam ne yow li nga bëggul ñu def ko sa rakk bëggoo ñu def ko sa mag bëggoo ñu def ko sa yaay bëggoo ñu def ko sa baay war ngaa mun a jomb def ko jàmbur ki nga xamante ni yow bëggoo ko yëkkati xeer sànni la ko wala yëkkati jaasi di ko dóor sa mbokk war ngaa rusa yëkkati jaasi di ko dóor mbokk jàmbur wala ngay xeex ak moom ba di ko faagaagal bakkanam di ci wadd yaakaar naa ne képp koo xamante ni bu keroogee yoomal xiyam munoo dekkal kenn am naa yaakaar ne war ngaa mun a moytu faat li nga xamante ni ka ko bind ba mu koy bind fekkee woo ko te tàgguwu la kon war ngaa mun a fexe éviter violence boo xamante ni moom mooy indi ba mu dem ci ak faatom kon na nit ñi ànd ak seen xel te xam ne lii élection képp la bu keroogee incha allahu rabbi le 24 février ñu ngi ñaan yàlla suñu borom ñu wooteel lépp ci jàmm ak salaam kenn ban cee loru élection yi jàll si jàmm ki nar a jiite réew mi mu nekk dans le bien de tout le monde loolee mooy li nga xamante ni moom la ñuy ñaan ñoom candidat yépp ci loolu lañ leen di xaaruñ leen ci leneen képp koo xamante ni nag ñoddi nga fitna yàlla na këpp sa kaw ak koo munti doon parce que réew mi fitna xeju fi kon ku ci jóg bëgg a xëcc fitna wala nga ñoddi fitna jëme ko ci kaw jaam ñi dina dellu sa kaw kon nit ñi nañu gën a yeewu xam li nga xamante ni moom la ñuy dox mooy tandiku yi yenn seytaane yi te xam ne seytaane amul njariñ réew yi fi am problème yépp gisu leen ci benn réew boo xamante ni kanam la jëm ndax nag dañuy faral di wax ne en temps de guerre même le vainqueur il est un grand perdant maanaam même ki gagné ci jamonoy guerre moom la mu ca perte mun laa wax li mu toll kon kay ku ne xam na ne xuloog ngaa yo xatara yo amul njariñ yow tey boo xeexee ak sa morom képp bañ ne la yaa gagné sax yow boo xoolee la nga def sa morom moomu rek boo toogee consciemment nga war a xam ne yow mi gagné woo da ngaa perte kon am na ci yu bari yoo xamante ni dañ ko war a moytandiku nañ ko moytandiku. ma simna wesoɓon buntle fop simna Tamsir fo pog Slayti Sène simna te Modou Fall Doudou Moussou Hadi Bass Elienke fop ma simna fop dal simna te a Simo Senin DJ Makin wene fop Arfan Ndong Arfan Bob Souleymane Ndong simna bon layti ke la nanu affaire élection ke moom roog moƴu ndeglo layo anday kel ne laytan ndiik o jo lay ma nan ma ndiik o lay
jege ɓino ministre o ɓino président nana gagnel te jege laya ndigil innocent rek ka mbarelo te mais wen koy de mbu'un anda kita de mbu'un wo gara refa no kiin rang nane élection refanin raw ƴufa a kacca mbi'an ne caasi wo ɗetiro dara ndax refa no kiino leng to xanga anderang sax far anderanga and rungayna a weecong an kanga ɗo fa wage teg et mota ɗaro kiin ñako refo kiinoox mais fop a mbiɗanga leng élection fadanga xota carte fi ken layel fi le droit ton droit civique manam xota carte ret ne urne ka ɗeto xa felonga o voté ne njamburof damu donof o wotanga ɓuƴu ret moof no bindof ande kanga dal kerang mais ndagana maga xasrel wala o weranteya fo kene dalong fo ko o gagnel mbal o warel kam fana ande kene aussi jareran teta imbar kelo na ndik a ware imbare takna xoyna paax o kin ba enon xoxof mi o kim en kram xoxes mi rak ñoxor kanem la mo kin ha ne atem koy affaire politique affaire élection ken mom wayramo dal to mi kem sensibiliser am ministère refu basles wota garanga retin urna wote wota nga bo ut gari mom bi no xaad ci nga résultat ke afagay ngay fofa bi da nga neena kon dara jekke da koy kaji des gens mal intentionnés ka anaye den saytani sababor na xoox den mbugeyu jam bugana jam koy saytani ngay toko rek donc koy da bugu jam mom ka wago yoon fo tey a wote tout tranquillement a xana mbinum a moof naki gama wini mbiaye mom ko ta ñoxore yin werante ayin kene fop ñako refa daro kiin dongox waaw kon koy layti kelone mom dig ngolu xacun fopam bi danga nene anjego xalaat nene kon len gañ kan kon jokanjal bopam merci beaucoup merci waay li lay assalamu alaykum Séeréer Radio maa ngi nuyu ñu ma fekk ci buntu bi Tamsir Diouf di nuyu Layti Sène le 70 450 19 19 di nuyu Modou Fall di nuyu Ndik Simon Sène di nuyu DJ Mac Arfan Bob di nuyu Souleymane Ndong di nuyu Khady Bass Moussou Doudou Sène Doudou Diouf nuyu ñëpp daal bañ a fàtte kenn bon thème bi ngeen indi tey thème bu am importance la mooy maanaam violence yi am ci élection yi man nag li am na li ci sama camarade bi sama parent bi Layti Sène wax man de dama ci ànd parce que amul benn doomu président bu ñuy gaañ amut ay doomu ñeneen dañ ci gaañ ay innocent ñooñu nag aussi vraiment sincèrement ñoom ñoo sikk xam nga li tax parce que ki nga xam ne yaa ngi def élection di def campagne électorale yow xamula guddi xamula bëccëg nga topp di ko xeexal di xuloo pour moom te bu yéegee fàtte la kooku jarul yenn ni kooku c'est des gens yoo xam c'est des gens mal intentionnés ñu amul xel amuñu xalaat la waaye ku am xel am xalaat aussi am kii responsabilité am responsabilité doo def yenn yi parce que sa gannaaw bu magee rek am na loo xam doo ko def mais ñu gis ñi ci gaañ yëpp ñu xamul dara rek la mais ku xam dara dëggantaan boo voté le jour bu fekkee élection jege si nag campagne di def di ñuy membre leader yi di campagne jàpp sa njàmbur toog tu attends le jour J nga dem ca urne ba nga seet sa candidat bu la neex nga dugg voté génnaat tout doucement ñi bi toog sa kër di déglu résultat loolu bu ñëpp defa noonu je pense que violence du am mais nag dafa am ñoo xam ni ñoom violence moo leen neex c'est des gens yoo xam ne amul responsabilité parce que un vrai responsable du xëcc violence ci boppam jamais du indi violence du ko jéem parce que day calculer gannaawam waaw kon nag boo seetee ñi nga xam moom lañ ciy blessé di ci gaañ la plupart daal vraiment c'est des gens yoo xam ni ils sont mal intentionnés quoi je ne parle pas des accidents là de non waxuma affaire accident yooyu waxuma loolu li may wax mooy maanaam ñi li xeex ci campagne électorale bi ñi leen di jam fii ñi xuloo fii di saaga fii ñooñu laay wax
ñooñu laay wax ni c'est des gens mal intentionnés ñoo xam ne amuñu xel amuñu responsabilité ni rien c'est des va-nu-pieds en quelque sorte ñoom ñooy provoquer bukaayu di ci histoire bu ñu leen ciy gaañ mais nit dëgg yoo xam ne il est responsable xam boppam bëgg boppam jour élection bu jotee day dem ca urne ba jël carte ki nga xam mooy candidat préféré am dugg ci urne ba voter tout doucement génn ñibbi toog këram loolu daal bu ñëpp doon def noonu je pense que benn violence du am dara du am mais dafa am ñoo xam ne yàlla def leen a baaxee ñoom ñu bëgg violence waaw dafa nekk seen deret ci seen yaram ñooñu nag aussi on n'y peut rien mais nit ku baax daal li ko kii waxee daal layti seen waxee daal moom la àndal nañu jéem a seet suñu bopp jéem a xam ni ñuy doxale ñii électé les leaders politiques là xamuñu ñoom seen bopp lañ fi nekkal ku ci yéeg nag xamatu la kon nag am na yoo xam ne jar ko ci élection yi jërëjëf merci beaucoup. jërëjëf man la Tamsir Diouf maa ngi nuyu am Jokal la ma nga mu doon wax noonu bu yàggut di delluwaat rek lu léegi seen topic bi nga indi tey waaw lii moom du daw yaram la moom du daw yaram la di ñaanal famille bi ñi nga xam ne luus nañ si seen njaboot wante lii nag moom dafa garaaw ndaxte li fi naka lañ koy teesa am naa si kanam tuuti bu naa dégg si during the discussion kii naka lañ koy teesa DJ Mag mi nga xam ne moom journaliste la nekk fu noonu si Sénégal fu noonu bu gën ñoo mën a jox ay information yoo xam ne leer nañ si li fi ko xam ko defee déglukat yi si rajo yi ñuy déglu xam especially ñi nga xam ne nekk ñu Sénégal di te am na Sénégalais yoo xam ne doomi Sénégalais yoo xam ne ñu ngi bitiw réew soo xam naa tam ñu ngi jaaxle soo DJ Mag su nekkee ne am nga defin time nga ñëw dugg a jox ñu xibaar yu leer si foofu noonu wante lu ma jot a dégg lu ma jot a gis ci li fi nekk su may research mooy li fi naka lañ koy teesa mooy loolu du ko jokk léegi seen waxee rek ak jokkel mi du loo xam ne dafa day waar te man li fi naka lañ koy yenn militant yi nga xam ne ñoo nekk di ànd ak li fi naka lañ koy teesa the main party ak opposition party bi ñoo jàppandoo di nekk di xeexantu di jamante di gaañante so man loolu laa jot a dégg si gàttal wax rek si li fi naka lañ koy teesa lan mooy indi loolu noonu because obviously seen élection bi nga xam ne mooy ñëw li nga wax si léegi seen man li ko wax ànd naa si doo fi gis di naka doomi nguur gi mi nekkay topp support di fi naka lañ koy ñu ko xas di ko def dara o ñu ko jamante nit ñi dañ war a am xel su nekkee démocratie ngeen a laaj kon nag di ngeen ko defee si ballot box bi doo leen ko defee si lifin si street bi di nekk jamante di gaañante loolu noonu du dis na démocratie loolu noonu du civilised mu ngeen a di naka am disagrément mu ngaa disagré mu na li fi naka ànd loolu kenn kay wax bàyyi ko rek ba nga xam ne élection bi jot na nga dem si élection bi sànni sa carte foofu nga koo gañee waaye doo ko dem ko di jàppa doomi jàmbur di ko dóor di ko gaañ di ko rey li fi def fii la africain war a bàyyi yi fi tënk naka suñ mentalité bi daa mënuma koo understand mentality is too animalistic man maa fi gën a mën a xas tubaab bi wante di fi naka yéen façon élection yii nii di fi naka daa bu mu amee South Africa te ñoom loolu moom it was warranted li fi naka lañ koy test africain ñu tëju taxaw ne lii na du fi daal boobu noonu ànd naa si moom maa ngi wax pure African pure South African not the the white South African invaders so loolu noonu boobu ànd naa si wante li fi nii nii comme que ñoo ni Sénégal nga xam ne si dëkki Afrique yi moom mooy ju si gën a peaceful moom sa la bokka lu si gën a calm and peaceful moom sa la bokk ñuy dem di def yi fi uncivilisé yi ne le su nekkee ne àndaloo ak nit àndaloo lu du fi nag political idéologie am bàyyi ko bi nga xam ne élection bi jot na nga dem si élection bi sànni sa carte foofu noonu mun ngaa mobiliser sa ay nit jox leen li fi naka lañ koy teesa manifeste bi nga xam ne moom la li fi su nekkee ñu ànd nañ si sa manifeste bi nga support ñu dem si élection bi sànni seen carte am foofu noonu jarul di gaañ nit di rey nit ñi benn bakkan ni jàmbur kenn dara dafa seer benn élection ou benn parti political party ou benn leader jaru ko gisal lii nii rek ñii nii am na ñoo xam ne famille bi ñu ngi toog seen kër fu nekk di jaale seen lifi naka lañ koy seen njaboot o seen papa o seen yaay o dara lii nii baaxut
dañu war di bàyyi xel ni fi naka lañ koy test ba pare man maa ngi wax leen lay ci seen gis nga li fi naka xaw ma moo tax may bëgg a xaar kii naka lañ koy test DJ Mag mi yow dugga fii jox ñu ay fii naka ay information yu leer nit te man du ma sa li fi naka lañ ko lu ma jot a gis ak lu suma analysis man am na lu di Abdoulaye Wade waxoon boobu noonu bëgg naa see li fi ku dem kooku noonu ñu jaxasee li fi ni di te kii mu ngi tontu naka lañ koy test Ablaye kii Macky Sall mu ngi tontu xaw ma dafa gàddu wala Ablaye Wade I don't know ne li fi naka lañ koy teesa nekk am na political leaders yi nga xam ne am na politiciens yi nga xam ne ñoom ñooy indi jaxase yii nii bëgg a lifin ñii bëgg a indi yii nii ñooy dinañ leen judge si court so man nag man dama xamul lan la lu Ablaye Wade lu mu sànni woon ndax loolu noonu moo indi jaxasekat yi nii te ba tey am na Sénégal foofu noonu doomi Sénégal yu bari ñu ngi support Ablaye Wade ak noonu te sam yu mu doon def noonu wante ne ma bëgg a def bëgguma sori si foofu noonu ba nga xam ne am na leer loo xam ne leer na moo xaar ba DJ Mag dugga mi clarifier ñuy bari te am na question yu bari yu ma ko bëgg a laaj jërë ngeen jëf. waaw asalaamaaleykum sama gars yi maa ngi nuyu Leyti Sène in wo simnama paax laye tem fe a jega solo trop mais o ci'am rek bo remercier et puis félicité xeeke DJ Mag calel ke tamit musta ndong fo musta bopp laya dene content am trop na émission den fe to association fe a refa ka andoona ne ga'tanuma a refa ka jegna solo ka andoona ye vraiment ten sereer we soxla'u yaam association fa andoona ye xo damta wiin we moom ka refa ka andoona ye a jega solo to a ware damit trop in wo encourager a nuun ten a paax na tem fe koy Leyti Sène a jega solo trop violence moom na élection a refa ka andoona ye mose to wena mbi'an moom ke i mbaagna nqet rek ten ref a mbaagangano mbaas daal ten moƴu parce que a refa ka andoona ye waage ɓisid dara ka positif na i donc o refanga militant moom fexe rek na ñoxotoona pour candidat of a waago gagner élection te refa ñoxa andoona ye na urne ke a ref ka c'est-à-dire sax carte of ret jour de vote o ret vote ik kaaga wara refa ñoxe mais a ñoxa andoona ye nana ɓisiida ay victime mba nanna nen refa ka andoona ye mose ndaa koy violence kena ɓisiidan a foga teen comportement politicien ke o ɗeetloxanga xe refna meen président actuellement a jall calel paax na Sénégal ka o leŋ waagirano fañ vraiment infrastructure ke a ndefa ka andoona ye fop a nga'an a ref ka andoona ye Sénégal i mos nqalaate xaye ndet bo njegnan nen rokim na détail technique ke yaam jegim référence ka andoona ye waagamo base o ten comme par exemple taux d'endettement fe fa taux d'intérêt fe fi nan nen kaaga waagimo got teen ndaa ke ga'ma rek waagmo lay ten refe vraiment calel ke a mosa to a refa ka andoona ye nu xa ɗeetna xano ga'in ndaa kamin ken a jega ka andoona ye tamit ka négatif na ref calelum ten ref yeta gara promesse ke te fi'ina surtout na ke retna na institution ke jega mayu ka andoona ye respecter iran justice fe ina fop i nga'a ye justice fe libre to nan nen a ɓisiid affaire yi ndabdinax parce que ye Abdou Diouf a garna nena rettu we yoon ina fo ten njege problème inquiété an Ablaye Wade yeta garna même chose Macky Sall yeta garna même chose donc ken a ɓisiid affaire yi ndabdinax to kaaga toujours tena ɓisiida violence parce que wo a xoolanga me
Macky Sall refatange men waga jeg ay problème donc xana fi le tout pour wago accrocher o mbala fexe bo Macky Sall amiñ na pouvoir fe nan naga it kera bisina bala boga fogaten comme neda nommé ta poste yokke comme ministre ke mbala directors ke ya dafa wa andona e copinage foga fokten affaire xaay test ref mo mbala mi yonto donc in coɗoma place ka fopa a wara ɓaato ɗe bo andona e président pouvoir wa kirano ci na kate élertina win rek nen to leng layke façon poste ken ambare mbaro ɓisi na assemblée fe député ke den fe qoden ambi investigation a ɗeet ndax xeke a war a jega mérite fa warna tax te a nommé el na poste feke te nommé el kaga wara fi bo pang député ke neda a élire tel mode d'élection ke député ke fa maire ke ka fofa wara be takin to o leng wa grano fi xara fe na président changer institution ke fexe bo affaire yi ndaf li nax jekkate ten mais tant que façon ken ho jega rek violence wage wat Sénégal parce que mi élection ke waguma wetando fop aje ayona yon fa violence ka ref ke bu baat na tem fe jërëjëf merci waaw kon sama gaay maa ngi nuyu kon Leyti Sène thème bi am na solo trop comme ni ma ko waxee sànq violence ci élection doon na loo xam ne rafetlu wuñ ko lu ñaaw la te ñi nga xamante ne ñu ngi koy def ñu ngi leen di ñaan rek ñu jéem a concentré wu ci fexe nu seen candidat mën a gagner élection yi ci urne yi mais pas dans la violence di gaañanteeg yu demee noonu loolu ñu ngi koy ñaawlu trop waaye violence ci élection doon na loo xamante ne yi koy andi bëri na te politiciens yi mënuñu see génn surtout leaders yi ku mel ni président Macky Sall kenn mënu wedd ne def na Sénégal ay liggéey yoo xamante ne ñu ngi koy rafet ay liggéey yu baax ay infrastructure yoo xamante ne mos ñoo xalaat ne Sénégal dinañ am lu mel noonu waaw comme ni ma ko waxee séeréer du ma entrer ci détails yi yoo xamante ne ay détails techniques la pour xam ñaata la coûté Sénégal ci ay bor wala ay façon intérêt yi nga xam ne Sénégal war na ko fay loolu du ma ci dugg parce que aw ma fu ma ko mën a basé waaye li ma mën a wax daal mooy li ma gis mooy def na ay liggéey yoo xamante ne ñëpp gis nañ ko ñu koy rafetlu waaye nag am na lu mu def yoo xamante ne jaaru yoon mu jëm ci institution yi daf koy utiliser pour gagner ay adversaire am loolu moom ñëpp seetlu nañ ko waaw te loolu tant que mu ngi am élection du mën a am jàmm Sénégal waaw li nga xamante ne mooy justice bi dafa war a libre ba nga xamante ne ku ñëw nekk au pouvoir doo fi nekk di fayantoo Abdou Diouf def na ko Ablaye Wade def na ko Macky Sall def na ko pouvoir bu libre woon justice bu libre woon façon yooyu président du ko mën a def parce que président Sénégal dafa bëri pouvoir te pouvoir am dañ ko war a wàññi bokk na ci ni muy nommé ay nitam ñii di ay ministre ñii di ay directeur yoo xamante ne da nga koy mën a faral mu jox la poste yooyu boo ko faralul du la ko jox waaw façon yooyu tant que mu ngi am violence du fa jógee parce que nit ki toujours day xeex pour président yi man faa yàgg ndax mu mën a garder poste am waaw loolu tamit bokk na ci ni nga xamante ne député yi ak maire yi ni leen di élire tamit loolu yëpp da nga ko war a seetaat waaw ba nga xamante ne ñoo ñëpp dañuy libre waaw président nga ànd ak moom ak nga bañ a ànd ak moom yéen a yem sens ci ni muy élire waaw yooyu buñ ko defoon defe naa dina wàññi violence ci élection yi parce que violence yàgg na ci élection yi ma mën a rappelé wu yëpp day am violence
waaw te lu si bëri lii moo koy andi parce que yow fi nga nekk doo fa bëgg a jóge te la fay mën a téye mooy président bi yàgg doon président réew mi waaw donc président buy nommé dafa war a jaar si assemblée bi assemblée xool ndax kii nii am na mérite bi am na compétence bi pour mën a occuper poste bi waaw loolu buñ ko defoon violence dina mën a wàññeeku si élection yi waaw man noonu laa ko gisee jërëjëf. jërë ngeen jëf waa Séeréer rajo naka simna nun émission seen gi jamono bi ne lool mais nag ñako daaw vraiment une élection ke naka simna Tamsir Diouf Angleterre simna layti seen fene gama simna Jakar Ngom Diourbel DJ Mak fo ko ko na def ma tokum musu yin fop naka simna non to la no dal kene tem fek andoona ten layti dana bisidu a jega o njiriñ lool yaam tige moom vraiment élection ke ware ref mbarir ka wara ref i mbi'in fair play rek oxu roga taxna o gagner oxu roga taxna o yaal saxle rek o feetala feet refin i ten daal yasam roga fi jam no élection ke fa jam bota pare na jam o kiino kiin o deɓanoxe andoona yee ten bugoon o xeeñof rek ware wata ñox ware wat coow ware wat ngasir i kene koy daal matem laya ten mi Simon Sene gidma nuun nuun fop ok waa Séeréer rajo maa ngi leen di nuyu bu baax di nuyu Tamsir sama mbokk boobu Angleterre di nuyu Layti Sène Jokel Ngom DJ Mak di nuyu Musu ak kii puy bi ma gis ni mu bind si ak gaan bi nekk ci buntu bi alors maa ngi nuyu ñëpp di leen xamal ne li ngeen wax nag thème bi am na solo ndax Sénégal yëngu na te vraiment ñun ñëpp ay mbokk lañu Sénégal ni ñu koy waxee rek benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar boo sànnee xeer boo moytuwul sa mbokk lay dal warul am xuloo ak xeex jaru ko ku nekk am na ki nga xamante moom nga faral bu bés ba jotee nga dem sànnil ko te bañ jarul xeex jarul xuloo vraiment daal ni ko Jokkal waxee rek la am na ñoo xam ne ñu ngi daf ci kaw alors leader yi te ñooñu sax xamuñ leen waaw dafa am ñoo xam ne nag dañoo violence rek loolu moo leen neex fu histoire am fu téeméer nit booloo nga ñëw dugg fa pour jaxase ñii pour yàq ñii pour sàcc ñii pour violer rek waaw ñooñu nag dafa am ci ay nit mais am na ñoo xam ne ñu ngi ci biir am na fu xam na fu ñuy jaar xam na lu ñuy def ba moytu ba jàmm am alors bi bés ba jotee ñu sànni seen candidat dem ñibbi ak jàmm ñooñu loolu am na ci nit ñi ñëpp yemuñu nag parce que ni ñu koy waxee rek foo gisee ku baax am na ku bon ku den ak moom te ñu bari nag dañoo gën a bari lool léegi vraiment may ñaan rek képp ku ci bokk nga xam nooy taxawee ak nooy waxee ak nooy defee te xam ne yëf yi moom desatul lu bari léegi mu jeex li ñu doon naan juróom-ñaar at bét des ay fukki fan ak nangam rek neex naa muñ te ñu moytu ñun ñëpp ay mbokk lañ Sénégal yëpp a bokk boo sanee xeer boo moytu rek sa kaw mbokk lay dal kon nag dañu def ndànk maa ngi nuyu gars yi ñëpp nag Séeréer rajo daal Simon Sene gis na fi mais du dara nag ñàkk jot te ma am temps rek tey déglu leen sànni ci sama xalaat bu ndaw bi maa ngi leen di bëggee bu baax jërëjëf Tamsir Diouf njoko njalo foo ko de Séeréer rajo. jërëjëf Simon Sene man la Tamsir Diouf jërëjëf sa wax gi ba ne ko maa ngi laa gërëm yow tamit njokkoo njal waaw li fi nag man li nga wax am ananas nit te am na ñoo xam ne ñoom dañ jëfin naka li ñoo xaar ci yëfi façon yi élection nag yoo xam ne xibaar du xam ne defin doy na event am na rek
ñoom drama la ñoom la ñuy ooyee des dramatique ñoom dañoo bëgg rek loo xam ne lefi naka lañ ko comme ni nga ko waxee rek dañoo soxor nit ñi soxor la ñooy bëgg a dem di xeex ak yooyu noonu instead of ñu def comme nit ñi ñoom façon yi lañ dee xaar rek ko defee ñoom ñu dugal indi problème di dem di xeexante di gaañante di def di reyante yooyu noonu am na ni nga wax nag du am na ñoo xam ne dañ koy def pour sàcc am na ñoo xam ne dañ koy def pour bon rek ñoom dañ bëgg a soxor rek ñoom waaw ñoom am na ñu mel noonu nag yii nag ñoom li fi naka lañ koy tee sax ñoom la nit ñi sénégalais yi nga xam ne ñoom ñooy kan te ni nga ko waxee dëgg la li fi naka lañ koy tee sax sénégalais yéen ñëpp ak bokk Gambia Sénégal yi ak yéen ñu ñëpp a bokk ay mbokk lañ xamuloo sooy jam dara xamuloo kan nga gaañ mun ngaa gaañ sa mbokk sax te xamuloo ne mbokk ngeen sax yéen te Sénégal ak Gambie dañ tuuti soo waxee naka lañ koy tee lu ma di nga waxeen rek mooy du ma wax rek mooy ñi nga xam ne xam ne ñen ñooy su nekkee ne seen dëkkandoor ñoom bokkoon si def yëfu bon nii dem leen kat police yi ngeen di identify leen di wane wax leen si ñii ñoo doon def li fi nii bu leen nekk di leen nubal leen suturaal ni tey façon yii nii moom waruñ ko di ko entertain waruñ ko di ko alaaw si biir Sénégal waruñ ko di ko alaaw si biir Afrique waxatuma la Sénégal rek dem leen identify leen su nekkee ne seen mbokk lañ defi naka lañ koy teesal foog ngeen wan leen ngeen tëj leen lifin leseen ñu xam ne façon yi duñ ko alaaw waaye su nekkee di ngeen xam ne ñii seen mbokk lañ oo seen dëkkandoo lañ ngeen leen a nubal lu xam fàtte ki nga xam ne lifin naka rey nañ si doomam oo gaañ nañ si doomam yow sa bopp pare ngay xalaat obviously yow du sa doom ji nga nubal sax yow dimbal loo ko yow ni dafa war a laan lesinam ne li fi naka moom lan la def mi take responsibility for that moo gën ñu la yoon nubal su nekkee ni xam ne nit ñi kan moo la dem di def yu bon nii dañ leen identify si police bi man foofu laa mën a wax. salaamaaleykum waa Séeréer rajo maa ngi baalu ak depuis suba ba léegi dama nekkoon si voyage ma amoon benn cas bu urgent boo xam ne dama génn Dakar moo tax problème connexion ma am ko moment bi mais nag layti li nga indi am na solo. man boo seetloo damay bind ay poème di koy def audio di koy partager ci groupe séeréer yëpp mais en séeréer laa koy def avant élection yi man bind naa si Jokkel sama seede la ñi bokk ci groupe yu bëri ay seede lañu si parce que politique tey dafa doy waar ma jox leen benn exemple man élection yi man dama waroon a dem bokk ci ñi couvrir les candidats mais dama gis ne élection bi man sama analyse li ma jox am na ñoo xam ne jaral na leen lu nekk man ma wax sama kilifa ne ko man je préfère nga bàyyi ma bañ a dem mais waroon naa bokk si ñi ànd ak candidat yi loolu dama koy wax ñu dégg ko. beneen bi mooy li xew xam nga wàllu justice am na loo xam ne boo si wax da ngay def ndànk surtout sécurité maanaam dañ ne. kiy joxe xibaar ci liñ ñu jàngal moo tax bala ñuy joxe yenn yi dañuy am preuve bu leer nañ soog a joxe nga xam ne ëllëg buñ la wooyee nga taxaw ne maa ko waxoon kenn du taxaw ne la lii ak lii la parce que lu am la mais bu ñu sukkandikoo ci li nga xam ne suñu yenn naataango jox nañ ñu yenn information yi parce que bi information yi amee ñun automatiquement même ñi nga xam ne duñ ay journalistes sax dañuy envoyé won ñu lépp am na image yoo xam ne ñaanuma yàlla tey envoyé leen ko ci groupe bi parce que rafetul si yenn yi fu ñu dóoree nit ba mu tëdd deret ji wër ko loolu man du ma ko def nit nag mun na ma ko envoyé ma sukkandiku si liggéey li may liggéey waaye du ma ko envoyé kenn muy tey boo seetloo fi ñuy njëkk a def mooy dañuy jaale ñi nga xam ne ñoom la yàlla def tey ñu wuy ji borom bi si moo xam accident la wala wàllu élection yi fi ñuy njëkkee mooy ñi nga xam ne ay takk der lañ di doon dem Ziguinchor yàlla def tey ñu def accident si liñ ñu jot si information yi ba yàlla def am ñu si wuy ji borom bi am ñu ñoo xam ne xam nañ seeni mbokk gannaaw ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal loolu ñu ngi koy jaale police Sénégal bi yëpp di koy jaale le président de la République di koy jaale ñëpp daal beneen bi mooy que ne dégg nañ ci xibaar ñu ne ay militants yi nga xam ne moom mooy yu parti au pouvoir bi ak militant yi nga xam ne ñoom ñoo nekk waa PUR ñoom ñoo jàppante seen biir ba am ko si wuy ji borom bi loolu yëpp bu amee munoo tëb ne ñii ñoo def li wala ñee loo def leen yoon moom mooy def
li nga xam moo war def enquête am ne mbir mi lii ak lii la parce que buñ ko fekkee woon laa mun nañoo ñëw ne ñu lii ak lii ak lii ak lii moom moo am ndax am nañu droit nag wax dañ koo fekkee mais la nga fekkeewul booy wax ka ko wax da nga ne selon diw mi nga xam ne moo ñu jox xibaar wala si moom lañ déggee xibaar bii de lii la amee parce que lépp looy wax rek da ngay xam ne am na ñu lay déglu te fa nga jógee école boobu la ñuy jógee wala ñoom sax ñoo la roppi te am na loo xam ne taskati xibaar du ko wax taskati xibaar dëgg du wax yenn beneen bi aussi mooy mbootaay bi nga xam ne moom moo ëmb taskati xibaar yi nekk si réew mi ñoom génn nañu artu wax ñaaxaat candidat yooyu dem nañ ba si candidature ne leen boo munta sécuriser journalistes yi nga xam ne ñu ngi ànd ak yéen na ñoom ñu dellu si fii si Sénégal nañ dellu si fii si Ndakaaru ba ngeen mun leen a sécuriser ñu continuer liggéey boobu noonu loolu dégg nañ ko kilifa gi nga xam ne moom moo tey boot journalistes yi nekk si Sénégal yëkkati na ay kàddu wax si le président de la République aussi yëkkati na ay kàddu ne ku munta doon yoon nag dana fi def li nga xam ne moom moo ko war ma leen di fàttali ne leen bu ngeen fàttali ko am na benn militante bu ñu reyoon foofa sa Kër Massar ba ñu ne woon ñooñu dañ ko bëggoon a violer mu nekkoon Mariama mi nga xam ne origine am Casamance la woon te ñu faatoon ko ña leen faatoon tegoon nañ leen loxo kon boo seetloo violence bi dafa commencé vraiment di yokku ci suñu réew te nag jarul ko ndax boo seetloo tey candidat yooyu noonu ñuy xëccoo ka xiiroo ka ŋaayoo seeni doom du ñu dem di sànnente xeer seeni doom du ñu xëccoo seeni doom tey jii nii ni ma leen ko mun a waxee bu ñu leen tëjul si ay néeg yóbbu nañ leen ñu voyager à l'extérieur kon je pense que muy kenn ku munta doon bu la benn candidat jaral ngay yëkkati sax benn mot di koy wax sa morom ñu gis ne tey ñooñu yëpp nga xam ne politique bu ñëwee si nga leen di gis ñii di wut réew mi yëpp politique ba politique campagne ba campagne nga leen di gis mais bu campagne amul doo leen dégg doo leen gis kon nit ñi ñoo war a am seen fulla ki fayda am na loo xam ne kenn bu mu leen ko def la ma jox leen benn tey boo seetloo candidat bu munta doon day toog di campagne di wax la nga xam ne yow mi koy déglu xam nga ne kii li muy wax munta nekk c'est impossible mais nag dafa bëgg a toog bu toogee ba pare na benn kilifa dina ko doon wax nee na nguur day dofloo boo xesee ba ñam nguur daf lay dofloo da ngay dem ba tey jii nii nit ñi dañuy toog di wax ne waa kii est-ce que nit la ndax nag doxalin ba ak la nga xam ne moom la waxoon askan wa day woroo te loolu bëri na tey da ngay gis ay ñoo xam ne ñoo bokk ndey ak baay ñuy nekk si benn kër wala bokk si benn dëkk te du ñu tuddante du ñu waxante lan moo tax politique moom moo tax est-ce que jar na ko fi ñi nga xam ne tey jii ñoo la tax ñi ngi xiiroo ko ngaayo ñoom tey jii nii la sa gën a ëpp doole si ñoom la seeni doom ñoom ñooy voyager fu leen neex ñuy am lu leen neex yow say njaboot nekk fii ñi la ànd ak yow amuñ sax si lu ñu jàpp kon def koo jar campagne bu jotee ñu jox la benn million wala 2 millions nga téye ko foog ne yow yaa rey gaynde gi réew gaynde gi dañ lay nax à chaque instant ñu ko ni ñun ñoo war a changer at encore doxali ni ñuy politiquer si Afrique ku toog rek ne non li ma bëgg moom mooy am ba may wàcc keneen tam ñëwaat noonu ñu ñuy noot ba kañ ñun daal war nañoo mën a xoolaa suñu bopp bu baax ngeen baal ma vraiment affaire bi vraiment Latir dañ lay gërëm bu baax a baax fi nga xëyee tey lu baax la si di wax rek ne li ngeen di wax ni dafa am solo parce que nag dina permettre ñenn ñi nga xam ne ñu ngi si réew mi ñu mun a bàyyi xel mbir mi ndax nag bu nekkoon ne si maanaam tey bu nekkutoon ne li ma bindoon man avant élection yi di ñëw ma def ko audio partagé ko groupe séeréer yëpp jot ko Jokal Ngom mun na maa seede bu nekkutoon li ma wax si séeréer mun naa leen ko partagé léegi ngeen déglu ko ngeen xool ne man prévenir naa leen avant élection yi di ñëw élection yi tey yal nañu yàlla jéggal nañ gën a góorgóorlu buñ góorgóorlu lu raw yi ñuy dégg lu ko raw danañ ko déggaat parce que daf leen koo jaral daf leen koo jaral kon nag ngeen baal ñu àq kaddu yi nag ki ko doon joxe muy Makayre Ndiaye ñu gën ko xamee si di jëm ak nekk animateur journaliste ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax jërëjëf.
DJ Mag jërëjëf mun nga ñoo envoyé loolu li nga wax noonu mata bu kuy édité xam naa moom dafa mooy def next editing bi moom na ko si aadaale su nekkee moom na determine moom dégg na séeréer na determine how to call it the worthiness of it wante lu ma la bëgg a laaj yow nga xam ne yaa ngi foofu noonu si Sénégal foofu noonu lu ma la bëgg a laaj mooy pour ñi nga xam ne ñu ngi bitiw réew doomi Sénégal yi nga xam ne nekkuñ Sénégal xam na ñu ngi jaaxle ñu ngi bitiw réew ñu ngi si yeneen dëkk yi lu ma bëgg a laajte mooy pour ñu clarifier ñi nga xam ne xamuñ ñu ngi dégg na nit ñaa ngi jamante nit ñaa ngi xeexante rek wante seen xel dalut seen ñu ngi jaaxle ñu ngi bàyyi jaboot foofu noonu ñu ngi bàyyi seen famille foofu noonu si Sénégal pour nga clarifier ñu excuse me lan moo indi xeex gi fu mu la kañ la door ak ñan ñoo ko indi su nekkee mun nga leen a xam yow yow journaliste nga foofu noonu soo lifee naka sa liggéey yow ak sa li nga sa gis-gis ak sa lifee naka lañ ko sa source si yi ñu la confirmé yow mooy ñan ak kañ la ak lu door ñan ñoo ko indi ndax identify nañ lifee naka lañ koy tee ñi nga xam ne ñoo def lu bon lii nii ak what is the situation so far ba pare du ma la bëgg a laaj mooy tamit lifee naka lañ koy tees nga jokkal ñu rek si tontu Macky Sall waxi Macky Sall bi ñu tuddan ko bu yàggul nii sax man tuddoon naa ko te waxoon naa ne ci njëlbeen ne su ma gis-gis excuse me su ma gisee naka du ma gis-gis xam naa ne ay militants from both sides ñoo nekk de ñoo jàppam ñoo jëfi noonu daal ñoo indi problème bi wante yow si waxi Macky Sall bu mu wax noonu ak naka lañ koy teesa lan la lu kii loo bëgg a ku ma bëgg a clarifier mooy lifi naka Abdoulaye Wade am na lu mu waxoon si mbiri lifi naka politique seen situation bi pour nit ñi pour ñu lifi daal pour for my understanding pour ñu lifi naka ba buñ vote daal au sànni seen carte wante yow lu ma bëgg a xam mooy yéen nga clarifier ñu jox ñu more information si situation mi nga xam ne moom moo am foofu noonu Sénégal si yow mu fa nekk yow waaw jërëjëf. ba pare tamit moom dafa waxee naka façon bi xëy yii nii bëggoon naa dégg Ibrahima Pouye bi nga xam ne moom mooy si meeyoo foofu noonu bëggoon naa dégg moom tamit lan la am pour wax si lii maa ngi ko follow on Facebook lafee naka lañ ko bëgg naa daal moom tamit dafay naka moom xam naa moom saa yu ñëwee suñu rajo bi fii contribution bu baax la lay lefeen contribution daf day rafet moom itam bëgg naa dégg lu moo lefee naka tontu si situation bi nga xam ne moo xew foofu noonu si Sénégal foofu. jërëjëf Tamsir sànq je pense que boo dégloo sama bi may njëkk a wax naa ko si nee naa la tey ñun en tant que taskati xibaar bu ñu fekkee woon mbir ma danañ mun a yëkkati ay kàddu ne lii ak lii ak lii ak lii mais fi ñu mën a sukkandikoo tey mooy que ne fii yéen ngeen mën a sukkandikoo fi ñeneen mën a sukkandikoo selon da ngay gis benn këru taskati xibaar génne. ne lii ak lii ak lii ak lii nii la demee nga seet ne ñooñu nga xam ne ñoom ñoo ndey mbili yi ñoom dañuy génn ne du seeni militant exemple laa lay jox boo seetloo am na benn kër xibaar goo xam ne bi mu génnee def ne militant pire lañ ñoom xam nañ ne pire lañ parce que image yi gis nañ seeni photo mooy candidat Issa Sall ñoom ak ñi nga xam ne mooy candidat le président Macky Sall. président bi nga xam ne tey jii nii moom moo nekkoon président parce que moment bii moom Sénégal naa ne président amagul moom moo nekkoon président ñu ne seen i militant ñoom ñoo am problème seen biir xeex seen biir mais boo seetloo gouvernement bi ñi nga xam ñoo yore communication bi nee na du si ñëwee seen militant ñoom du seen i militant bokk ci mbir mi mais nag président moom itam en tant que njiitu réew dafa yëkkati kàddu nee na mbir mi yoon dana si def la mu war. maanaam communication boobu rek la mun a def en tant que président sérieusement maanaam yoon dina ci taxaw nam sa war a taxawee ndax yoon dina ci taxaw wala du ci taxaw loolu mënu ma see ardo maa ngi defee naka gës kii dugal Ibrahima Pouye li fi naka maa ngi gis lu moom bi ne foofu noonu mu ngi ko post bu yàggut nii about 2 hours ago mu ngi condemn situation mi nga xam ne moo xew foofu noonu wante naa follow at di dugaat daal moom bëggoon naa mi ñëw waxee naka contribute si lifin bi noonu xam nga ne moom dafa mu nga ko arrange ok li ma leen mun a jox mooy que ne incha allah rabbi ñun dinañ topp information bi parce que nag bu dee rek dëgg moo neex yàlla fekkeewuñu ko te la nga fekkeewul nag boo koy wax dafa day nekk la nga xam ne ku lay déglu dina xam ne kii nii nag la muy wax dëgg la wala lii ak lii mais nag ñi nga xam ne aussi tam ñu ngi si terrain bi mooy nekk suñu naataango yi nga xam ne ñu ngi ñuy jox information bi danañ topp information bi nga xam ne moom la ñu wax te bu ñu ñëwee itam dañu wax ne tey journal bi lii ak lii ak lii la wax diw lii ak lii ak lii ak lii ak lii lañ wax mais nag
mënuñoo xam ñan ñoo tooñ ñan ñoo provoqué loolu sérieusement parce que fekkee wuñu ko moment ba muy am fekkee wuñu ko tey man bu nekkoon ne dama bokkoon si équipe bi nga xam ne ñoom ñoo demoon ànd ak candidat boobu la mun naa leen a jox information bi yëpp ne mu demee A ba Z mais nag comme tey si groupe bi am na ñoo xam ne mun nañoo am loolu mun na am ñoo xam ne wax nañ ne ñoom fekkee nañ ko nii la demee loolu ñoom buñ ko amee dañ koy dugal si groupe bi ñëpp mënu see jëriñ mais daal li wér te wóor mooy que ne dara jarul ko fii dara jarul fi yenn yi ba ñuy def li nga xam ne daal moom moo nekk wàllu violence mais nag incha allah rabi dinañ leen toppal information bi lépp luñ ci am aussi itam dinañ dugg si groupe bi wax leen ne leen lii ak lii la moment bii nii rek dama nekk si voyage moom moo tax parce que dama génn carrément région de Dakar tey jii nii dafa am fu ma nekk mais incha allah rabi dinaa leen toppal information bi incha allah jërë ngeen jëf. maa ngi wax rek ne LKG am na vidéo yu mu dugal si groupe bi fii nii gu giseen yii di duñ ko mën a publish mukk duñ ko mën a defee ni te yu soxor yu bon yu ñaaw moom lañ gis fii nii anyway li fi naka moom di faaral lii bu ko si boole all right. Giropo Fogole maa ngi nuyu waa Séeréer rajo yëpp di nuyu auditeurs yi ñuy déglu itam maa ngi nuyu Séeréer rajo présenteur yi ñëpp nag laa wax rawatina ñi ma fi fekk Layti Tamsir Simon Momadou ñëpp daal Jokkel ñëpp bàyyuma kenn xaar ma yem foofu ci lim bi Layti sa thème bi yaakaar naa ñëw na si waxtu te bokk na ci waxtu itam muy violence maanaam xeex ak ŋàññante parce que violence mi ngi dem na sax ba ci li génne si sa gémmiñ loolu sax aussi violence la kon thème bi ñëw na ci waxtu buñ gisee li xew ci suñu Sénégal fan yi benn nit di si ñàkk bakkanam li ma ci bëggoon wax mooy violence boobu buñ xoolee yaakaar naa am na ku ko wax si kaw la commencé maanaam ñi nga xamante ne si boppam ñoo jiite parti pour man fa la commencé ndax li ñuy génnee seen làmmiñ yi dadul ay ton apaisement du ay baat yoo xamante ne dina tax itam seeni militants yi bu ñu tasee ak yeneen militant ñu tappante foo ree déedéet dafa mel ni dañoo war da bañante te loolu taxul ñu wax politique yaakaar naa mooy li gën a sell ci li nit mën a def sa communauté ndax mooy nga jóg defar sa communauté mais waxuñu nga jóg di xicoo ki ŋaayoo loolu nekkatul politique tappale sax moo ci bëgg a dugg parce que jógoo ndax liggéeyal sa gox dangaa jóg ndax loo am ci sa kaw gox Sénégal nag si loolu la nekk après maa ngi laa nuyu LKJ ma ne ko maa ngi laa nuyu ma ne ko lifin boobu yi ma bon nii lu graaw la yu graaw la yu soxor la man xaw ma naka lañ mën a soxorante nii indi téye beneen doomi africain yow xamuloo yéen a bokk maam sax Simon Sène wax na ko fa bu yàggut nii xamuleen nangi mun ngeen a bokk sax te yëgul leen ko ngeen yi gaay ñi nga fi soxor yi mënu ma ko understand man suñu mentalité bi laa daf ma jaxal man ma ne violence bi ci kaw la jóge du lu bees Sénégal buñ xoolee te nag li muy faral di bëri parti bi nga xamante ne moo nekk ci nguur gi mooy faral di indi violence bi ci li ma fàttaliku parti bi nga xamante ne moo nekk ci nguur gi mooy faral di indi xeex bi ak xicoo bu metti bi bañ nañ ko sax buñ demee sax boo leen xoolee si ginnaaw da ngay gis parti boobu si boppam bi nga xamante ne moo nekk ci nguur gi sax dañuy xeex seen biir nag pour xamal leen ne day mel ni ñooñu jóguñu ngir liggéeyal si réew mi ni ma ko waxee sànq loolu bokk na wala sax mooy lii indi violence jógoo ngir liggéeyal sa réew dangaa jóg di reyante pour loo am te yaakaar naa ku bëgg xaalis waruñu ko wutee si politique am na benn président bu ko waxoon Laurent Gbagbo waxoon na ko benn président bu nekk Côte d'Ivoire ku bëgg alal waroo dem ci politique ndax waroo fa amee alal muy dëgg mais bu dee nag wutukaayu alal la ah nit ñi dinañ def lu ne ndax alal jaral na leen lu ne loolu moo tax itam violence bi di yokku
ndax gis nañ fa fii boo Cissé Lo man vidéo baa ci si YouTube bi boo tapé Cissé Lo avec un gourdin nga gis ko si YouTube bi ñu ne la nag kii mooy ñi jiitu si ñi nga xamante ne ñoo yor nguur gi mu yor mbolde di maanaam day woote pour waa parti am jël ay mbolde loolu lay woote te kenn waxul dañuy xaar ba nit ñi di reyante ñu soog a naan waaw Sénégal réewu jàmm la ñun ñoo bokk ndey bokk baay buñ bokkee ndey bokk baay yi mooy maanaam ñi nga xamante ne ñooy kilifa yi dañoo war a di wax bu wax jotee man lii mooy li nga xamante ne mooy indi violence bi ma dolli ci rek ci li ma doon wax sànq violence bi ni ma ko waxee mi ngi commencé si làmmiñ yi li ñuy génne si làmmiñ yi loolu la ñu war a njëkk a rafetal ndax xeex bi yëpp fa lay jóge buñ jógee si loolu ñi nga xamante ne la ñu tuddee ay kilifa diine boog wala ñi nga xamante ne la ñu wax ne dañ leen di déglu nañuy teel a wax mais ñooñu dafa mel ni léeg-léeg dañuy far ndax bu dee parti au pouvoir moo commencé violence duñ ŋaan buñ gisee opposition di manifester ñuy naan jàmm kilifa bu ñu nee kilifa nga wax xam nga luñ lay xaaree ki la teg kilifaam sa nekkinam ci kaw suuf si la lay xaaree nekkinam ci kaw suuf si noo ko ci mën a aaree nga aar ko ci boo ko mënul nga gis li koy dal si waxoo ŋaangoo jarul sax ñu lay wax kilifa diine ak aada ci yem nag jarul ñu lay wax kilifa ndax boo waree wax te waxoo motoo kilifa te bari na ñoo xamante ne bu ñu waxee xele violence bi mën naa bañ a demee noonu waaye duñu wax dañuy xaar ba ñuy boomante ñuy soog a wax bu boobaa day ëpp kon violence bi itam ñi ngi ko war a wax balaa moo yegg si dañ dul wax loolu bokk na ci Mamadou Fall nuyu naa la dëgg la Macky am na lu mu def waaye nag da ngay yokk xaw ma da ngay campagne xaw ma parce que man gisuma infrastructure boo xamante ne Sénégal mënoon nañ xalaat ne duñu am lu mel noonu loo xamante ne Macky def na ko parce que aussi looy campagne aussi da ngay waxal nit ki lu mu def da nga ko koy waxal dëgg nag Macky defu fi loo xamante ne jommal na nit dañu waxante dëgg ndax infrastructure aussi dafa état aussi continuité la parce que boo fi fekkee ay infrastructure yu ñu tabaxoon wala yoo xamante ne fondement bi moo des wala yoo xamante ne lépp nga continuer ko baax na mais aussi il faut ñu delloo njukkal ki nga xamante ne moo ko xalaat moo ko def mooy pouvoir bi nga xamante ne moom nga fi fekk wala moom nga fi jëlee faral baax na mais itam dëgg du question opposant man du ma Macky du ma sax voté parce que ñoom bëgguñu ma voté mais Macky defu fi lenn loo xamante ne jommal na nit lenn moom xam naa ko Sénégal moom ni nga ko waxee justice bi affaire institution yi maanaam ni ñuy liggéeyee ci biir nguur gi ni ñuy téyee réew loolu yépp kooku ñëpp xam nañ ne dellu na ginnaaw itam wax nga ne itam yow gis nga ay infrastructure yu mu def waaye xamoo li nekk ci ginnaaw boo ko bëggee bakk aussi da ngay njëkk a sulli loolu nga xamante ne moo nekk ci ginnaaw ndax bu dee tabax na fii benn école mais école boobu di ñu diigal fukki at ni nga ko waxee xamoo li nekk ci ginnaaw aussi côté boobu moom man d'accord ma ci kooku moom du argument bu valable bu mën a tax ñu naan Macky def na fi loo xamante ne ñun Sénégal yaakaaroon nañ ne waroon nañu passé fii Sénégal fi ñu toll nii kenn waratu ko woon a wax bu ñu amoon indépendance ok jërë nga jëf kono foglen seereer mexe xirwa nuun wena na gilwa fop we ndefna itam na présentation na seereer radio xe layti seen a ref xe andoona yee ten adwan waxtaan leke te ref waxtaan la jeg na solo yaam i nga woote keke na ngara ke de ɓisidna te ref jafe-jafe ke andoona yee ten wiin we njega te ref a ñox ake bo ñak xa ñis xa fog ten te ref koy ken a ref ka andoona yee refee xas Sénégal
refe kas Sénégal to o ɗetanga we andona e den ndefin maat ne mi no ke ga'ma ten den moƴu ɓisiida histoire ken den moƴu ɓisiida a ñoxa ken yam kaga depuis temps na wetan mom dal ken mosu jega yam o ga'anga o ɗetanga sax wen andona ye den na ndefa in maat ne ka ñoxora kam den yam xar mbaɗa halal yam refe u inoox pour jallan saax le to politique kena ref inoox pour jallan goxe me genona wala saax le genona ken ref politique nda politique refe pour waaɗ halal we inooxna pour de mbaaɗ halal mbaɗtiran no ne moƴna mos a jegana moƴna mos no waaɗ halal ka referna o leye kan inoox pour in jal saax le to kaga innirang kene ref ke andona ye ten na ɓisida a ñoxa ken to walla boga ɓisidangiran ref ke andona ye ten na ɓatan nda itam ana ɓata a ñoxa ke ana ɓatwa ndax leg wen andona ye den mbaru art oox wiine a lay fa den lay ke fa den te ref xar we leyene ka leyel e kelfa te ref kelfa deyine te ref kelfa adna yam leg wen aussi ka mayten wa andona ye ka mbara o faranga koy fartona ananga fiyana referna den jab kiro lay to ken xuna fiyanen motiro kilfa dayro jariro layel sax kilfa yam kelfa waxe cungtel ke andona ye nenu kiine ñowtan lanke meke xe fexe u ñoweten meke ten waro topatoox yal mbin refo buganga layel kelfa a refanga koye wo ke ɓellonga refe o xaga nete ñowta o xaga fiyangan kelfa numo taɗarumo yam fikimu kelfa xa andona ye topat wiram ya bugema war kon we andona ye ka mbaru lay fadalla ya walla ya falla fadna walla bog ba mbiyata qoxdan kelfa a fogaten itam kena ɓata a ñoxa ken ñaku yokoox yam xe andona ye bo ga'an te soxla a carte électeur of a layangange gabon coɗong junni uret ñoxoran kanam uret yaga doyiro ten sereer ala u doyaɗar parce que il faut i leyit falay fe ne te jegtena coɗong junni uret ñoxoran kam winana ndax ote ke kaga sereer u doyaɗara xoyan in la malke andona ye den def malke na yo'noxa in cosaan in wiin ɓaal malken fogam me meke a njega men soxla yam men falay fe wagam lay falay fe journaliste ke doye malken andona koy den moƴu mbagu mbokat wiine a mbokatanga wiine ka mbaru laafa den nu ka hotnan élection to a mbañu laafa den nu ka farna fo xeke faru fada anna dene ñoxorana o kiin mana ndaxte a dodoox a waagu gara dodu ɓeem a kaga refe ka andona ye o doyo no saaxle in yaag koy malken fada ndimle wen andona parce que a jega ten wa andona itame nu ɗanum maaka ndef kana ɗana yam gari ñoxoran kanam o ret to ke coɗe ona jariran parce que jege ka wage ona coɗ bote dayin fogam me malke a mbaga ndimle wen a ley fa den a njemu yoka den bo de an ke refna ye keke ote dongo refe waaɗ halal buganga waaɗ halal retna politique waaɗtino nuna moƴna mos waaɗ halal ware waaɗten na politique in lakas wara waaɗi halal ka jalka na refanga ye pour xaalis fa yobna kaga fogam me fogenu ke andona ye in sereer bog i andan in sereer ret jallik onj ken i andu jeg ka andona ye e keke a lewang manam ka andona dale ten waro jeg kon ngidma nuun na nan gilaxe nañ xaar rek li fi naka lañ koy teesa Mamadou Fall ñu try ñu seen ni dañ mën a duga di xam lu Ibrahima Pouye kooku politicien la si Sénégal si Dakar foofu noonu lan lay Mamadou Fall xam naa bu get try pour arranger loolu noonu alla su nekkee li fi nag mënuñ ko am si groupe gi fii nañ ko def Mamadou Fall na def interview man seen naa ko mais kon mën a wax si li fi bi bind rek obviously si déglu ko ci di nga ko gis dama doon wax rek ne li fi naka lañ ko man seen naa ko mais soo maa ngi xaar li fi naka xam naa nekkul online wante Mamadou Fall xam naa ne try seen nañ ko mën a dugal dégg lu moo wax
nañ ko bis mënuñ ko dugal sax nañ jël interview si moom déggalu ma wax si mbir gii nii moom politicien dafa fu noonu Sénégal jërëjëf. waaye Séeréer rajo ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen jégalu si vidéo yi waaye di campagne Tamba la woon nitu Macky Sall yi ak nitu Issa Sall yi waa APR ak waa PUR xaw ma lan moo leen jaral ñuy reyante politiciens yi dañ leen di nax rek ñuy boole nit ñi di xeex ñoom ñu toog fee di noos seen noos lii la ñu koy def dama defe ne amuñu xel quoi waaw amuñu xel wala xaalis lu mu leen jaral na leen lu nekk waaw ñooñu nga gis ñuy sol ay tenue nag dégg naa ne si ay wax duñu ay policiers ay security guard rek lañu ay security guard pour pouvoir bi ñoo leen di utiliser pour seen campagne yi moo tax gisoo leen ñu gis fetel ñu jot fetel wala ñu yor ay gaz lacrymogène ay xeer la ñuy jël wala ay kurpeñ yàlla nañ si yàlla musal maa ngi jégalu nag si vidéo yi mais il fallait que ma won leen ko pour wax leen ne bu affaire élection bu mu leen jaral def yenn yi quoi bu mu leen jox xaalis ba ngeen jaay seen ngor wala di xeexal koo xam ne jarul xeexal wala di xeex loo xam ne jarul xeex waa démocratie carte la du xeer du fetel du jaasi du paaka waaye ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp di jégalu nag si vidéo yi am na yeneen yoo xam ne mënuma ko yónnee quoi. Modou Fall non man gis naa fi ngay waxee mais pour man institution yooyu maanaam kuréel yi war a yor réew yaakaar naa loolu bu doxul si réew ma du dox pour man daal loolu mooy xol politique ba mu mënte doon yaakaar naa loolu nga war a xeex kuréel yi war a yor réew bu ñu doxul gëmuma ne réew boobu dina gaaw a dem ok. salaamaaleykum Mr Fall nu mu demee defe naa Puy Ibrahima Puy du koo xam ne séeréer la nag mais nag waruñu fi invité koo xam ne par parole la quoi ma ñëwaat dama am client parce que moom si opposition la nekk Idi lay supporté donc suy wax dina am lu muy faral dinaa ñëwaat mais normalement invité leen koo xam ne dafa neutre. LKJ nuyu naa la loolu nga wax dëgg la si vidéo bi wax nga dëgg vidéo yu kii la xaw a mais li nga wax aussi baax na pour ñu mën a xam mais li nga wax si marron yooyu gars yooyu sol toloy marron dëgg la waa APR ñoo leen seen couleur la ñoo leen recruter tuddee leen les marrons du feu maanaam marron safara si ni nga ko waxee nag noonu la amee dañ leen a recruter uniquement pour ñu violence kese moo tax ñu recruter leen ay ponkal kese lañ moo tax ma ne ku nekk di fagandiku kuy dem meeting daal nga yor sa lacrymogène ku la bëgg attaquer nga attaquer ko man daal autodéfense man maa koy diggal ñi man du question nag di kii mais man du ma bàyyi kenn mu may violenté léegi kuy dem meeting dugalal lacrymogène sa poche marron yooyu bu dee jaay doole la ñuy jaay bërëng leen ci suuf parce que ñoom ñoo bëgg violence léeg-léeg violence moo koy répondre violence moo koy tontu dëgg la il faut apaiser mais nag dëgg bu taxawee dañ koy wax bu leen bàyyi kenn mu leen di noot aussi loolu moom dinaa ko diggal ñëpp boo bàyyee kenn mu lay noot boo deewee da nga xaru loolu daal amoon lu ma ci yokk LK nuyu naa la bu baax a baax. waaw Tamsir waaw jërëjëf dinaa jéem jot Puy xool lu mu xalaat si lii de toute façon violence yi moom Sénégal ci élection du lu fa bees su ngeen fàttaliku 2012 mooy élection presidential election bi passé 12 people ñoo fa ñàkk seen bakkan 12 nit ñoo fa ñàkkoon seen bakkan année boobu donc du lu bees Sénégal quoi chaque élection nii lay demee tama sax mën naa ne
violence yi sax commencé gul parce que bu leen fàtte ne l'étape de Dakar yegg seegun fa waaw l'étape de Dakar parce que xam nga élection yi ci dernière semaine yi wala dernière semaine bi sax si boppam ci la candidat yëpp di daje Dakar pour def foofu seeni activité donc bu mu leen bett ne yeneen violence dina am waaw violence si élection yi mënu faa ñàkk parce que feyantoo bi la waxoon naa ko sama audio yi sànq feyantoo bi la te feyantoo boobu pour mu jógee fii il faut ñu changer doxalin mooy institution yi ñu xoolaat ko ba nga xamante ne ku nekk si pouvoir doo def lu la neex waaw looloo fi war a am léegi Doudou Diouf non pourtant man faraluma Macky Sall sax faraluma kenn quoi man moom faraluma kenn d'ailleurs am na sax ku ma waxaloon sànq mu ne ma mais audio bi ma bàyyi c'est parce que dama contre Macky quoi moo tax mu bàyyi audio boobu non man moom dama tëddee njaaxaanaay foofu quoi parce que dama gis ne waaw réew mi moom li fi metti rek mooy li ma décrire sànq mooy institution yi loolu rek mooy feebar bi mais à part loolu moom tout peut aller bien quoi waaw noonu laa ko gisee. waaw lu tax ma wax Ibrahima Pouye wala ñu ko invité Ibrahima Pouye opposant la keroog temps yee passé am na benn gaan bu génn fii ne falaat den Macky 2019 defe naa groupe bi du politique moo ko tax a jóg quoi lu ko tax a jóg mooy culture et injustice léegi nag bu fekkee ne da ngeen di kenn day ñëw fii tàgg benn parti keneen ki mer loolu dina indi confusion quoi xam naa ne Pouye bu fi ñëwee dina wax lu nit ñi mën a dégg mais dina wax loo xam ne côté camp am lay dem te mun na am keneen merci bañ a meeroo nag moom war na ñàkk si biir groupe bi quoi waaw soit ngeen invité Pouye invité waa yooyu nga xam ne waa APR la àndal ngeen ut koo xam ne Sonko la àndal ngeen def ko panel ñoom ñëpp ñu discuter comme que 5 partis la parti bu nekk wala au moins 4 partis ngeen utal ko 4 nit wala 3 nit ñu ñëw ñu discuter ñu joxe seeni xalaat nit ñi jël si loo xam ne mun nañ si jëriñoo quoi man noonu laa ko gisee loolu moo tax ma ne Pouye rek doyul quoi waaw parce que Pouye moom dafa bëgg Idrissa Seck ba jeex tàkk waaw loolu la quoi Doudou ça va man dama wax rek dañ ma wax quoi dara wóoruma offensé wu ma kenn nag tooñu ma opposition tooñu ma parti au pouvoir dañ ma ne rek policiers yooyu ñu sol tenue ñooñu duñu ay vrai policier duñu ay militaire ay armée lañu loolu nag yàgg na Sénégal même marabout yi dañuy am ay commando solal leen ay tenue gis nañ ay marabout yoo xam ne am nañu ay commando yoo xam ne dañuy dem rob ay nit dem def attaque def lu ñaaw yëpp gis nañ ko Sénégal Ablaye Wade amoon na ko fi amoon na ay nit ñoo xam ne ñoo ngi leen di tuddee xaw ma nan ay mbër lay recruter ñooy yor campagne am bi gis nañ ko fii waaw beneen marabu am na fi ay cantagun den baal ma de damay wax rek li commencé wul si pouvoir bi waaw léegi nag dëkk boo xam ne injustice amul indépendance injustice bi pouvoir bu ñëw moo ko moom foofu justice du fa am waaw président bu ñëw moom mooy commande justice bi dañuy ne dafa indépendant mais indépendant wul parce que lu président wax loolu la ñuy def dañ wax dee wala wax ko dund waaw man contre ma Macky de ànduma ak Macky aussi damay gis loo xam ne loolu mooy yoon rek ma wax ko tey du ma voté parce que Sénégal laa waroon voté maa ngi fii New York mais bu ma naroon votel Macky Sall laay votel parce que gisuma keneen koo xam ne moo ko tane mais justice amul Sénégal amagul Sénégal dañuy ne justice am na fa mais amagu fa justice bi n'est pas indépendant lu président wax loolu la ñuy def su ne libéré kii dinañ ko libéré bu ne jàpp leen kii dinañ ko jàpp donc justice boobu amul indépendant amul du justice
waaw justice du président la justice du pouvoir la loolu moo fi musa am depuis Senghor ba léegi justice bi amagul indépendance dëkk boo xam ne justice bi amul indépendance nag démocratie amu fa nañ waxante dëgg contre ma Macky de ngeen baal ma mais ànduma contre ma Macky ànduma ak moom duma opposant ànduma ak benn opposant mais damay wax loo xam ne moom moo am. waaw LKJ waaw jërëjëf waaw yow baax na sax bi nga rappelé kaawu Senghor parce que Senghor def na ko Mamadou Dia def naa ne loolu tamit jar ñu koy fàttali ko donc du lu bees quoi affaire injustice bi du lu bees mais LKJ li nga wax tamit si puy léegi ni ñuy def bu fekkee ne dañuy andi puy mu war a wax si bon moom opposant la yow wax nga ko léegi bu fekkee demee noonu léegi dañuy jéem wut keneen koo xamante ne si kii bi la parti au pouvoir def naa Jokal Ngom waa APR la defe naa wóoruma mais defe naa ko Doudou Diouf tamit defe naa waa APR la mbala Doudou Diouf yow moom LKJ xam naa yow moom waa APR nga pire yow moom est-ce que bokkoo si les marrons du feu xawma est-ce que yow bokkoo sax parce que yow moom xam naa APR nga mais de toute façon bu ñu andi kii Ibrahima Pouye ñu jéem a andi keneen koo xamante ne parti au pouvoir la waaw loolu nga wax dëgg la quoi ok. ah man duma APR de bokkuma fenn xam naa ne daal Sonko mooy sama candidat mais nag pour APR moom xoolal Jokal yaakaar naa ci la. booy jum nga de man faruma fenn faraluma kenn su ma gisee na nga def ku nekk si pouvoir man Ablaye Wade rek laa musa votel sama live yaa ngi dégg ku nekk si pouvoir bu ma gisee sama bopp si li ngay def dinaa la jàppale su ma gisee nga def injustice keneen di si wax dinaa ko wax naa fi Macky amul injustice wax naa ko xanaa su ma faraloon Macky du ma ko wax moom pouvoir bi lu ko neex lay def xanaa loolu bu ma faraloon Macky du ma ko wax come on man man faraluma Macky de dafa def loo xam ne gis naa si sama bopp waaw gis naa ne moo ngi def am na yoo xam ne yu baax la am na yoo xam ne yu bon la comme par exemple nu mu jàppee ni Khalifa Sall man dama ko compte moom moo ko jàpp du justice waaw mënoon nañ négocier affaire ñu bàyyi Khalifa Sall dem élection yaa ngi dégg Karim Wade moom waru ko woon bàyyi xam nga foofu aussi def na injustice koo xam ne dafa duubal ngeen baal ma de xam nga ndax am na ay nit ñu ànd ak moom mais damay wax sama xalaat rek comme que luubal na lu tax ñu koy bàyyi muy dem yoonam xam nga loolu injustice la moom justice bi lu ko neex lay def bu doon justice moo ko téye justice bi indépendant moom mënu ko bàyyi loolu yëpp xanaa loolu kay bu ma ko waxee d'accord faral naa Macky mais du fort boobu de dama gis sama bopp rek si tuuti lu muy def waaw loolu la rek faraluma kenn Sénégal laa faral man. salaamaaleykum gars yi séeréer ji man la Tamsir Diouf maa ngi leen nuyu maa ngi nuyu am saltige Cheikh Ndiaye di nuyu di dalalaat LKJ waaye jërëjëf LKJ dégg naa li nga wax waaye li nga wax moom ànd naa si des trou ni tey tamit suñ gaay gi kii nii Yaya Jammeh woon indi nañ ko fii nii no dot moom li fi wante support tamit ak opposition bi indi nañ leen si rajo bi fii nii waxtaan ak ñoom ku si nekk jox ñu seen kàddu so dépend des déglukat yi ñu make up seen mind comme li nga wax ànd naa si wante li fi nag nii di am sure ne Mamadou Fall o kenn si sama team yi mën na ñëw interview li fi naka lañ koy teel sax Ibrahima Pouye ba pare su nekkee mu ngi li fi teg ko si yoon boo xam ne li fi naka lañ koy ask challenging questions mi tontu si wante li nga wax dégg naa ko ba pare ni fi nii tamit pour ñu li fi naka ñu am ñaari moom ak fii nii yoo xam ne ñu ngi si pouvoir bi ñu nekk si in the same panel mun nañ leen def interview different time wante matawul so wante li nga wax ànd naa si moom obviously yes goes without saying ñu nañ ko dee loolu lañ dee accept fii. waaw Mate maa ngi dalalati kii naka kii nuyuwaati Doudou Diouf maa ngi déglu li nga doon wax man dina la tontuloo si yi nga wax noonu am na yi nga wax yoo xam ne interesting race man dinaa dugal foofu noonu after kon tontale si loolu maa ngi laa dalalaat jërëjëf. hi salaamaaleykum man la Tamsir Diouf Doudou Diouf maa ngi doon dégg li nga doon wax defee naka lañ koy tee sax waaw maa ngi dégg nga ne fii ñu nekk si kaw yéen ay defee naka ñi nga xam ne ñoo nekk si nguur ñu ko dee dooba indi violence parce que not necessarily
pour play devil's advocate rek mun naa nekk opposition party bi o ñi nga xam ne ci politique ñu ngi bokk ci opposition party bi di suxal nit ñi pour ñuy def de violence pour seen own selfish benefit man te li ma bëgg a xam mooy fu mu nekk nii comme ki violence bi am na lan la li fi naka lañ koy teel sa loi bi def pour ñu identifier ñi nga xam ne ñoo def yu bon yi lële ñu ñëwul te teg leen si yooni loi ak ñi nga xam ne su nekkee politiciens si ñu ngi si gannaaw ñu identifier politiciens ñi nga xam ne ñoo doon soxal nit ñi ñoo ko doon instigate ñoom tam ñu teg leen si yoon. man loolu laa bëgg a xam tey jii fii naka man ñu ma gën a care about sax mooy li fi naka famille yi nga xam ne ñoo gaañu oo ñi nga xam ne génne nañ si àddina because of this nonsense man ñooñu lay xalaatuma li fi naka lañ koy teesa political leader yi kan moo toog si nguur geek kan ku ñàkk te toog si nguur geek yooyu noonu yi amul benn fula amul fayda man kiyaaw ma si loolu man li ma bëgg a xam mooy li fi naka lañ koy teesa ñi ngi jubon lu ñu def nii ñan ñoo ko def ñu identify nañ leen a gum su nekkee identify leen du tax yan article initiative dañ teg pour ñu try ñu identify leen su nekkee nguur ay lifi nag politicians bokk nañ si ñu ngi doon nekk di sosoxal nit ñi au du ko instigate in whatever way then obviously pour ñoom tam ñu jàppaleen lifi ne teg leen si yoon man ñooyu laa care about lifi naka leen ko yaa ngi doon wax si mbiri lifi naka leen ko tee sax Doudou Diouf ne ñoo xam ne ñu bokk si islam religious leader man religious leader yéen li ngeen xaat gi xeen naka cër gi bi ngeen leen jël teg leen mel ni ñoom ñooy God Almighty man jël tegewu ma leen foofu noonu ni te dañ war a fàttali ku ne am na religious leaders yu bari fii ay naafeexa lañ dañoo wax fii nii wax fële ak lu ñoo wax ak lu ñoo def di benn li ñoo wax seen mbir fii nii di waxee naka lañ ko amul mu nekk imam mu nekk xatu ko li faada waxee naka père xaw ma nag faada lañ ko day wax si French o mi nekk whatever religious leaders yu bari foofu noonu ay religieux du Sénégal rek MC wante religious leaders yu bari si àddina fii nii ay naa fexe lañ soo lifi naka man li ñoo wax man fële laa ko de teg di ñu wax fële laa ko de teg ba bi woon ma seen action man action laa bëgg a gis su nekkee seen li ñoo wax mu ngi dem si ñu ngi ko def si action den obvious naa leen déglu wante ñi nga xam ne ay naafeqale nañoo wax fii ak lu ñoo wax fii ak lu ñoo def fële du benn man bëgg maa dégg si ñoom dara waaw. Man la Doudou Diouf man maa dellu si Tamsir dégg naa li nga wax li ma doon wax ci affaire leader politique yi ci violence bi mooy que ñoom dama bëggoon wax leader yi seen bopp ñoom ñoo koy provoqué ñoom ñoo koy cause ñoom ñooy principal ñi nga xamante ne ñooy tax nit ñi di dóorante boo gisee vidéo boobu ma yónnee kooku di gàddu yet boobu di ko yëngal mooy ñi gën a jege Macky Sall ci boppam te pourtant loolu li muy def nii c'est interdit par la loi loolu mooy instigation à la violence kenn waxul Sénégal ba Sénégal daj kenn waxul moo tax nag parce que bi ma nee aussi ñi nga xamante ne pouvoir bi parce que Sénégal fii daanaka cosaan la ñi nekk pouvoir daanaka ñoom ñooy faral di provoquer violence bi waxuma ñeneen ñi dañ koy def de ñeneen ñi dañ koy def mais fii Sénégal même ñi nekk au pouvoir sax dañuy dóorante seen biir ndax féetee fële wala féetee fële loolu yëpp xam nga rek bëgg amee alal nu nekkewul nu jubadi kese moo tax ñuy dóorante seen biir mais du pour jub wala pour liggéeyal réew mi ñoom ñëpp xam nañ ko bu ma nee aussi tam ñoom ñi teg ay chef religieux man xam naa Tamsir dugalante ñoom man maa la gën a xam seeni naafeq parce que moo tax seen mbir ma teg ko côté man yow yaa ma tane côté boobu bu mu mënte doon nag yow yaa ma tane côté boobu mais dafa fekk am na ñoo xamante ne ba léegi ñooñu ñooy seen yàlla seen baay bu leen waxee bàyyi duñu bàyyi mais ñoom bu ñu leen waxee bàyyi ñu bàyyi yàlla dina leen sant dara ñoom duñu topp li yàlla di wax mais ñoo kooku bu waxee ñu def ko lii man maa la ko wax Sénégal ba tey jii ma lay wax mi ay milliers de personnes ñu ngi dundee noonu comme que nag am na ay yenn chef yoo xamante ne lu ñu doon naa fex bu ñu waxee ñii ñu toog xanaa ñoom bu ñu waxee ñu mën a toog man loolu moo tax ma ne ñoom war nañoo mën a wax
war na ñoo mën a wax parce que am na ñoo xamante ne ñoom la ñu teg ne ñoom la fi yàlla teg ñoom la yàlla yónni si ñoom kooku moom Sénégal xam nañ na fa nekk man xam naa li nekk Sénégal kenn mënu ko weddi moo tax itam ma ne ñooñu bu ñu waxul nañ noppi à jamais nañ noppi à jamais mais mënu nekk parce que am na ñoo xamante ne ñoom de toute façon seen nelaw la ñuy deewee ñoom ci ñooñu bu ñu leen waxee sukkal fii ñu sukk ñu leen bërëngul ñu bërëngu kon kay jaaru chef yu mel noonu xanaa bu ñu leen waxee bàyyil violence bi ñu bàyyi man foofu laa ko teg mais nekkul ne man dama leen a teg foo xam man teguma leen feneen man chef religieux yi moom man fële laa leen teg côté boobu moom maag yow a yem Tamsir parce que man dama xam lan mooy naafeq dëggantaan njaay loolu mooy naafeq ok. wala gay niw naa leen baalal leen ma de si lu naka la tuwaat dama doon use earpiece maa ngi fàttali ne ma doon use earpiece apologies for that yeah dama bëggoon a contribuer because I haven't contributed waaye den maa ngi gis Tamsir mu ngi close chapter bi mu ngi close topic bi other than that amul problème maybe next time but then I just had some things in mind lu ma bëggoon a contribute waaye maa ngi xaloon a hat so moo taxoon mënuma ñëw on time but then nonetheless bi moom xam naa ne ba beneen yoon yeah thank you. Suleiman ça va abay ñaadi su moole Gambian Call bi jee waa xam nga nit ki bu waxee balaa nga koy accuse xam naa waxuma la dag may accuse mais balaa nga koy accuse da nga war a wax mu justifier soo gisee ma ne ànduma ak Macky mais tey bu ma doon votel moom laay votel dafa am lu tax boo ma ko laajoon ma wax la ko parce que am naa samay detail ak samay justification parce que candidat yi dem yëpp Macky moo leen tane bien vrai que moo ngi def injustice mais si sama gis-gis Macky moo leen tane te Macky moo ngi si second mandat démb waxtaan naa loolu ak Fall si suuf moo ngi si second mandat am na nu muy demee su ñëwaatee mu gagné deuxième mandat bi dina dugal justice parce que he don't care somebody would vote for him because that's his last mandate yaa ngi may dégg soo gisee man la moom lay votel ku mel ni xam nga bugguma critiquer fii ay yeneen candidat seen supporters yi di ma si mere wala di ma ko jàppee waaw parce que ku mel ni Sonko par exemple am na wax yu muy wax nit ki nag su waxee da ngeen di déglu lu muy wax am na wax yu muy wax xaw ma ndax yow Gàmbi nga nekk ndax déggoon nga wax yooyu yëpp ba mu bind livre foo xam ne dafa ne Senghor Abdou Diouf Ablaye Wade Macky Sall ñoom ñëpp ay garbage lañu seen gouvernement yëpp affaire garbage la yow nga ne nit ki garbage la ba pare ngay dellu si ginnaaw lu topp garbage boobu pour mu mun la dimbali xam nga yow da ngay wax rek pour plaisir yow gëmoo lu ngay wax Idrissa Seck yaa ngi may dégg moom mi nga xam ne justice Sénégal moo ngi xeex benn affaire pour am justice bien vrai que xeexu ko naais lii mais am na lu mu siy xeex ñu jàpp ay nit ñoo xam ne dañu luubal xaalis Idrissa Seck ñëw ne moom dina su ñëwee ñooñu luubal xaalis boobu dina leen génne kaso yëpp bàyyi leen ñu ne dox si dëkk bi au lieu que mu wax ne dina jàppaat ñeneen ñoo xam ne Macky Sall jàppu leen parce que ñu bëri la woon mu am ñu mu jàpp ñu am ñu bàyyi au lieu que mu wax ne bu ñëwee ñeneen ñëpp lay jàpp boole leen ak ñu jàpp ñi ñu juge leen mu ne moom day bàyyi ñooñu nga xam ne dañu luubal ak leneen donc am naa suma argument ma ne tey Macky moo leen tane si man si sama point de vue ngeen baal ma nag indiwuma pour comment pour xas kenn mais sama point de vue rek laay wax pour tontu Souleymane suñu mbokk Gambien bi loolu rek tuuti rek laa la si wax quoi ba xam naa ne close nañu affaire bi ba pare mais dama la bëggoon tontu tuuti bien vrai que Macky moo ngi def injustice mais moom moo tane lu fi nekk 5 candidats yi yëpp Macky moo tane loolu moo tax man moom laay voter su ma doon voter. waa jërëjëf suma waa ji
nuyu naa la nakam xam naa ne topic bi fi mu nekk nii jeex na waaye nañu waxtaan. waaw comme li ma doon wax mooy like man fi ma agree wul si li nga wax noonu mooy ne yow faruloo fen because dégg naa nga wax ne yow faruloo fen faruloo si opposition bi tam faruloo si Macky Sall understand nga ba pare injustice bi nekk Sénégal Macky Sall moo ko waral ba pare yow su nekkee ne da nga waroon a sànni moom ngay sànnil man foofu moo nekk suma problème waaw foofu moo nekk suma problème because mënuma understand yow nga ne faruloo fen at the end of the day ki nekk di waral injustice bi tam kooku nga sànnil waaw man su suma gis-gis comme loolu laa wax su nekkee ne noonu la moo demee moom I don't think jar na ñu debate about it waaw den kon nañ bàyyi yëpp rek mu demee noonu waaw parce que comme noonu nga ko gisee waaw loolu laa nekkoon di wax de comme like nekkuma woon di la accuse de comme dama dégg yoo xam ne mënuma ko understand comme si li nga miin si loolu noonu faruloog nit ki ba pare dendu de nga bëgg koo sànnil waaw ba pare ki nekkat ki waral yow li tax ngay wax waaw ba pare tam kooku tam yow kooku ngay sànnil man foofu moo nekk suma doubt man loolu laa doon jéem a explain waaw waaye comme nekkuma woon di la accuse because su ma la déggee bu baax waaw mention nga points yooyu noonu waaw te comme is like yow yaa ngi si biir yaa ngi si biti waaw wala li nga nekk di wax tam nekkuloo si 100%. waaw moom foofu moo ma jaaxal loolu laa doon jéem a explain rek. waaw Souleymane xam nga lu ñuy wax ko amul ndey nàmp maam dëkk bi il faut mu am président mais comme que amul lu ñu gënal ñu jàpp si lu ñu am loolu la quoi ko amul ndey nàmp maam aw ma ndey mi dinañ nàmp maam il faut ma nàmp pour ma dund il faut dëkk bi am président lu fi nekk nag kii moo fi tane donc dañ si jàpp rek jéem a xam ni ñuy def comme que last mandat am bi xëy na mu changé bu changé wul dina pare 5 years ñu jàpp si keneen aussi bu ñëwee même chose bi moo fi nekkaat lii dajagul d'abord si Afrique waxuma Sénégal rek de mais si Afrique waaw si monde bi yëpp laa mun a wax sax injustice bi moo ngi si biir bu dul injustice muy corruption muy racisme wala yu demee noonu loolu àdduna bi moo demee noonu léegi nag ku tane sa morom rek moo fi nekk léegi nag kii moo fi tane moom la ñuy jàpp loolu laa wax ñi ma fi gis ñëpp kii moo fi tane bien vrai que moo ngi def injustice mais moom moo fi tane si lu fi nekk yaa ngi dégg loolu laa lay wax noonu. Mbadou waaw loolu moom dëgg la moom ku gisul ndey nam fa moom waaw loolu moom d'accord naa si waaw waaye fi mu ne nii moom xam naa ne non ay ndeyang fi waaw moo si suma gis-gis waaw ay ndeyang fi de parce que yow Macky Sall moom nga gis because moom nga may chance waaw moom nga may chance because xaw ma de waaye ci biir yeneen fo opposition yi waaw yow fi mu nekk nii man personnellement su nekkoon ne man la dinaa xool si ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk opposition bi understand nga ma xool si koo xam ne moom mooy the best out of the opposition understand nga kooku tam ma may ko chance parce que Macky Sall fi mu toog ba di def li moo def yaa understand ba nga mun ko assess ne moom injustice la nekk di def waaw yow ñeneen itam may leen ñu nekk si place boobu noonu waaw suñ defee noonu nga mun a wax ne wala nga mun a justify ne waaw ñii si la même chose waaw waaye ñooñu mayanguloo leen chance yaa ngi understand te man si suma gis-gis moom gëm naa ne man personnellement gëm naa ne Macky li mu bëggal Sénégal opposition itam di same thing lañ bëggal Sénégal waaw wala lu ko raw waaw parce que gëm naa ne Macky rek mënut a nekk président yaa ngi understand te du Macky rek moo war a nekk président am na ñeneen ñu nga xam ne ñu ngi foofu noonu Sénégalais yi ñëpp amul candidat nga nekkuloo kenn ñëpp a amul right pour war a mun a nekk président understand nga soo léegi fi mu nekk nii li ñoo xool mooy parce que Macky gis nañ moom li mu def gis nañ moom bi mu amee pouvoir bi mu amee présidence bi gis nañ naka la mu nekk di doxalee fine
yaa ngi understand waaye man balaa ma doon justify ñeneen ñi balaa ma doon condemn ñeneen ñi mooy opposition yi ñun ñoom tam ñu toog ci siège yi ba def li nga xam ne loolu la Macky Sall di def understand nga parce que waaye nit ki mënu mayanguloo ko opportunity pour mu nekk si kaw ba pare nga wax ne kooku tam noonu lay mel wala kooku noonu la mel because Macky mu ngi defee noonu which means yow da nga wax ne ñooñu itam suñ ñëwee noonu la ñoo def yow yaa ngay joojee ñooñu si jëfinu Macky bi understand nga because Macky li moo def nga ne moo tane ñooñu ndax yow may nga ñooñu opportunité bi nga may Macky Sall may leen opportunité ba xool waaw may leen opportunité ba xool léegi fi mu nekk nii balaa ngay may Macky parce que gis nga expérience nga Macky bosaam understand nga ba pare fi mu nekk nii yaa ngi ko bëgg a mayaat beneen mandat ba pare yow expérience nga li xew balaa ngay may Macky beneen mandat mayal beneen opposition bi nga xam ne mu xamuloo si moom dara wala léegi fi mu nekk soo xamee si moom dara sax yow doo ko mën a justify fekk nekku si position bi nga xam ne moom nga nekk di analyser understand nga man si suma gis-gis daal noonu man su nekkoon ne man ma analyse noonu lay analyser waaw bañ gis kooku tam mu nekk si place boobu noonu def noonu bañ ñëpp mu óor ñu ne kii tam lii la def waaw xëy na nag mais bi seen jaar-jaar mun nga see analyse ne waaw kii waaw waaye si place yi ndey mbile gi nga xam ne foofu lañ war a mun a toog waaw ba ñu debate leen si affaire yi présidence yi waaw mooy nga may leen chance man daal loolu laa foog waaw waaye ànduma ak Macky wala faraluma ko ba pare moom lay sànnil foofu laa mun a d'accord waaw dëgg to be honest foofu laa mun a d'accord su nekkee ne injustice la nekk di def ba pare yow faruloo ak moom yow wutal beneen choice waaw because da nga war a am choice either hook or hack waaw as long as citizen Sénégal ga moo da nga war a am choice boo xam ne dëgg yow gëm nga ne kii moo mun a yóbbu réew mi si kanam waaye léegi fi mu nekk ne yow yaa ngi comme like sooy war a sànni gumbo ngay def rek waaw ne waaw lu ma am jël xanaa gisuloo ñun Gambia loolu moo ñu rëy fi mu ne nii lu ma am jël yaa ngi woon sax ñu ne Jammeh na fi jógee lu ñu am jël anañu fi mu nekk nii li fi nekkoon démb dara delluwul si gannaaw yëpp si kanam lay dem waaw façon boobu noonu nag man li dal Gambia si instance boobu noonu because to be honest man comme li ma la expliqué fii si biir Gambia bi boo ñu bëri rëccu nañ li nga xam ne yaa ngi sax noonu lañ taanee waaw rëccu wuñ ne Yaya Jammeh waru doon a génn waaye rëccu nañ ne utuñ ki nga xam ne moom moo gën a mun a naka kooku mooy utu Yaya Jammeh si place bi foofu lañ defee mistake bu ñoo dem élection dañ doon gis naan na Yaya Jammeh na fi Yaya Jammeh génn rek waaye soo def project da ngaa xool phase 1 bi ak phase 2 bi waaw su ma paree si lii leneen li next thing waaw ñu ne ku mun a toog even su gënee bon Yaya Jammeh sax na toog waaw ñun lu ñoo lijjante mooy na fi Yaya Jammeh jóge rek ana ñu tey waaw nekkuñ ñu ngi commencé zéro waaw parce que instant bi ma laa wax nii fi mu nekk nii Gambia bi 99% ñëpp a doylu si ñetti at yi nii Adama Barrow yi ñëpp waaw ñëpp a doylu 99% am na ñu far ak moom nag loolu moom mun na ñàkk waaye fi mu ne nii man li ma nekk di gis wala li ma nekk di dégg wala li ma nekk di dunda fii biir Gambia loolu la ñëpp xaddi nañ te demaguñ fenn so su boobaa nag suñ nekkee di demee nii addina di dee suñ changes bi amuñ njëriñ waaw koñ nañ bàyyi noonu rek su nekkee ne ñun duñ mun a taana bu correct nañ bàyyi toog di seetaan waaw te bañ a wax bañ a complain waaw because Macky train bi mu jëm nii itam xamal ne beneen 5 years bi tam su ko gën a garaaw waaw man daal loolu laa gis to be honest. Souleymane yow Tamsir moo lay ngem si suuf xam naa loolu quoi man ak yow mënuñu d'accord yow wiiri jaari naare nga waaye ci cëppeelu moo si gën a gaaw xam naa ne opposition nga bokk loolu moom sentir naa ko quoi sentir naa ko mais léegi comme que Sénégalais yi ñooy wote nañ xaar yàggatul le 24 décembre le 24 février dinañ xam ndax Macky moo tax ñu fi nekk wala war nañ jox keneen chance loolu laa lay wax rek 24 février yàggatul matatul 2 weeks
ay 10 days la wala 11 days léegi dañ xaar xool kan moo fi tane si ñu fi nekk amul problème yow wiiri laa la tuddee quoi wiiri yow ñamala kii bukki buy woo ñamala ne kaay wuy sa yaay la quoi mu yor paaga si ginnaawam quoi understand la mais mbee kontoon na nuyu naa ñëpp waa Gambia ay ndumbaara non waaye bul dégga man waxuma Tamsir gisuma audio mi sax bilaay nekkuma woon di fulo waaw non du question opposition la au show de non waaw dama bëgg a Macky mu yaatal géew gi rek képp koo xam ne yaa ngi biir Sénégal yaa ngi saan waaw nga tànnal sa boppa amut ñu la forcé nga tànn ma waaw forcé tànnal leen ma waaw ay ñëpp ñi nga xam ne ñoo war a am franchise pour nekk président waaw yow daal yow moom bàyyi foofu sa deuxième mandat bi da nga koy am yooyu lañ bañ waaw yooyu lañ bañ loolu moo nekk problème bi nag waaw dañ léegi fi mu nekk nii at least dañ war a développer tuuti waaw démocratie bi ñoo oote ñu bàyyi ko mu dox waaw waaye di mbubboo démocratie fekk mooy loolu waaw opposition la parce que man kuy doxal injustice moom man dama mën a far ak yow waaw kuy doxal injustice moom dëgg to be honest dama mën a far ak yow waaw yes waaw boobu moom dinaa ko wax mu leer ñëpp dégg ko waaw suy doxal injustice de moom mun nañ ko may mu am deuxième mandat fine waaw mu doxal justice waaw képp ku nekk biir réew mi rek yëg ne waaw yaa ngi si biir réew mi fine waaw waaye élection bi sax man loolu bay yow xam nga ne affaire yi daa xejam ba pare yow xam nga ne affaire bi dafa xejam ba pare taqana suuf de yow xam nga loolu noonu parce que kuy doxal injustice kooku noo koy wiinee kooku mënoo ko wiin waaw parce que yow confirme nga loolu noonu ne injustice lay doxal waa cam kuy joxal injustice kay moom du seetaan ñu koy win si élection yow xam nga loolu noonu waaw di ko seetaan mukk loolu practically impossible waaw nag seet loolu yaagaatut 24 kay léegi tey waaw soreetut dara waaw incha allah yàlla na jaama yokku rek waaw yàlla na jaama bi yokku waaw ñu dugga si jaama génn si jaama waaw pourtant ñu ngi fi de waaye affaire yi moom ñun ñëpp la ñëpp a si bokk waaw amul kii la wala kële la Sénégal bi moom benn la waaw parce que intérêt si Sénégal moom mooy suñu intérêt waaw likewise tam ñun suñu intérêt mooy intérêt si Sénégal su boobaa moom sotti jeeg def si la waaw. waaw salaamaaleykum jërë ngeen jëf waa Séeréer rajo Presenters jërë ngeen jëf waa Séeréer Ressource Center jërë ngeen jëf xalaat yi rafet na ku ci nekk ñëw nga ak xel mu sell boo xamante ni mun nañ la ko nangul xanaa di wax rekk ne woy politique yi moom ñoom ñépp ñoom ñoo yem 6 ay 9 ay 6 rek benn lañu boo ci juutal rek am beneen ba ca topp ñuy ñaax population lambda bi ne saa su ne muy élection yoo lépp lu mu ci munti doon ñun baadoolo rek ñun ñoo ciy perte bu ñu nax suñu bopp ndax de Senghor à Macky Sall en passant par Abdou Diouf Abdoulaye Wade toujours baadoolo bi rek moom moo ciy sanku parce que problème bi mooy liñ ci mun a yokk mooy politique doon na tey loo xamante nii liy njëkk a yàq la jeunesse africaine liy njëkk a yàq surtout la jeunesse sénégalaise mooy politique tey jii nii kenn nangootu la liggéey kenn nangootu la entreprendre kenn nangootu la jël risque def dara ndax ku ci nekk yaa ngi xaar noo dajalee meeru koñ bi jéegu koñ bi pour ñu ne am nga mbooloo
ndax nga séentu ñu fal la député wala ñu fal la ministre sans compétence ni rien ñëpp a ci bokk yam kon bu yeboo rek ngeen teel a xam ne ñun baadoolo yi maa ngi ñaax nag de par ma voix képp koo xamante ni baadoolo nga ni man góorgóorlul takk sa tubéy takk say dàll góorgóorlu dem liggéey te xam ne liggéey boobu kat moom moo lay jëme kanam bañ a séentu ma sàmba bañ a séentu ma demba bañ a séentu kenn koo xamante nii di nga am yaakaar ne bu ëllëgee ci biir dana ma dimbale wala buñ ko faleek buñ ko falul ñépp a ci bokk yem góorgóorlu leen takk seeni dàll dem liggéey defe naa ne moom moo ci am solo parce que liggéey képp mooy li nga xamante ni moom moo lay may jàmm àddina waaye moom moo lay may jàmm alaaxira kon war nañoo mun a moytandiku di déglu ñoo xamante nii ñun rek ñun ñooy ñi nga xamante ni ñoo ci jëlee coono bu dul jeex au delà de reyante bi nga xamante ni moom la ñuy reyanteeg waxante yu ñaaw yeeg agression yi nga xamante ni moom mooy am verbal ak fii lu ne war naa mun a ñàkk tey jii nii bu lépp jaaroon yoon tey jii ñii nga xamante ni ñoom ñooy ñi nga xamante ni ñoom lañ jël def leen par exemple ay baadoolo nga xamante ni ñoom ñooy daw ci ginnaaw di jàppale ñii wala ñu naan jàppaleel kële ñooñu tey ñoom ñoo waroon gaay di daw seen ginnaaw waaye mbir mi kay moo teguwul ci yoon waaw mbir mi moo teguwul ci yoon kon nañ ci bàyyi xel bu baax a baax képp ku ci am sa ndaw am sa gone ñaax ko ci liggéey fulla fayda am naa yaakaar ne moo gën foofu toog fii di politique ak wax gauche wax droite politiku fii nag ku ne gis na ni mu mel yaakaar naa ne au lieu que nga présenter programme boo xamante ni programme buy jëriñ askan wi la au lieu que nga defal nit ñi bilan boo xamante ni dana jëme réew mi kanam duñu ko def fii moom pour ñoom képp ku daq wax sa morom lu ñaaw képp ku daq xas sa morom pour ñoom yow lañ war a fal président de la république te loolu dafa ñaaw na trop ba fi ñaaw bokk yem parce que nguur da lay na jaral lu ne waaye nag noonu rek la mun a demee it parce que bu say morom di liggéey wala say morom di ñafe y a pas de sous-métier say morom di ñafe au lieu que nga ñafe nga toog di xaar comme ni ma ko waxee noo mun a dajalee meeru koñ bi wala noo mun a dajalee par exemple jeunesse bi tey ñii di leen nax pour bu ëllëgee yow ñu fal la nga leen di romb ak sa oto bu tooy ñoom ñuy am problème mu lu mu munti doon am naa yaakaar ne ña nga xamante ni ñoom ñoo ca nekkoon di lagari wala di la topp ñoom ñoo perte ñaari yoon te yow wax dëgg yàlla amoo ci lenn loo xamante ni maanaam di nga ko rëccu kon toujours rek di ñaaxaat nit ñi élection nag munta ñàkk faaw ñu fal kenn faaw am ko jiite réew mi loolu kenn werantewu ko mais na nit ñi yeewu toog ba jour élection yi nga dem ndànk votel ka ngay votel lemaat say këyit dem sa yoon loolu nit du waruñu la cee saaga waxuma la nag ñu la ciy jam waxuma la ñu la ciy rey lu war a mun a ñàkk la mbaam nag bu la weqee nga weq ko da ngay obligé doon mbaam ni moom balaa loola di am nag na nit ñi jël seen fulla jël seen fayda utiliser maanaam seeni mentalité teg mbelum politique fële te dem liggéeyi boo déggee tey ñu naan Amérique jeex na Europe jeex na l'Asie est en cours y a que l'Afrique qui reste boo déggee ñuy wax loolu mooy ressources humaines bi nga xamante ni moom la Afrique di dese waaw bu Europe di màgget Amérique di màgget Asie di màgget Europe day rajeunir loolu ku ne xam na ko mais jeunesse matière première boobu nag dañ ko war a utiliser ñoom ñu def liggéey bu mucc ay pour mun a développer seeni continent waaye bu fekkente ne matière première boobu noonu da nga leen jël xiir leen ci politique ci waxante lu ñaaw gàjjante xuloo xeex defe ne moom mooy jëmee réew kanam du jëme sax kër kanam waxuma la jëme réew kanam kon bu ñu nax suñu bopp nañu ñaax ndaw ñi ñëpp dem liggéeyi dem jéem a entreprendre jéem a def dara am naa yaakaar ne mooy li nga xamante ni moom mooy jëme réew kanam waaye toog di wax rek surtout waxante lu ñaaw ku ne xam na ne mënut a jëme kër kanam waxuma la mun bëgg a jëme réew kanam kon nañu xoolaat bu baax ni nga xamante ni moom la ñuy yaree ndaw ñi balaa bay di wey mbuus te nag il est temps jeunesse bi yëpp xam ne leneen mun na laa may
te lépp loo xamante ni moom ngay def tey jii nii te amoo métier moo xamante ni moom nga nekk di liggéey entreprendre dara jéem a góorgóorlu reyante ni say morom pour réaliser sa rêve am naa yaakaar ne du fulla du fayda kon nañ ci góorgóorlu lu baax bàyyi ci xel jërë ngeen jëf ñu ngi leen di sant di leen jaajëfal yéen mbokku auditeurs yeeg auditrices yeeg ñi képp koo xamante ni yaa ngi safoo Séeréer rajo képp koo xamante ni yaa ngi wax dëgg yàlla góorgóorlu ci Séeréer Resource Center ndax mbir la moo xamante ni ñoo ko war a teel suñu bopp ku ci nekk la nga moom boo ko teelee sa bopp jàmm am parce que moom moo koy jëme kanam boo déggee ñu ci bëri mënuñoo jariñu mooy maanaam tey képp ku munul wax ju bon képp ku munul wax ju ñaaw daanaka munoo bokk ca ñoom kon nag ñu ngi jaajëfal ñëpp daal di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam jërë ngeen jëf nun way nangil wa Seereer radio o ñoxur no Seereer fop ɗuɓi seɗɗuk Seereer radio o sorki Seereer Tidiane. Vous écoutez Seereer Radio, la voix de la communauté Seereer. You are listening to Seereer Radio, the voice of the Seereer community. Tata ginange no he isa salingolo hon komin neto yakari ae jogoy nano